وترتيلي ونجواي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله. wala àdduna diggée ni danga fi sax wallaahi nax nga sa bopp àdduna kenn du fi sax kenn du fi sax kenn du fi sax. Allahu akbar alhamdulillah. alhamdulillahi rabbil alamin wa salawatullahi wa salaamuhu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa ashaabihi bukuratan wa asila. assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokki réew mi mbokki àdduna bi noo ngi dellu siwaat ci seen émission bi di alwasaaya di leen nuyu di leen ziyaara di leen balu xaq di leen jaajëfal ci ànd gi ngeen ànd ak nun ci koor gi bi ñu dooreek léegi ci seen émission bii di alwasaaya di sant di gërëm ñi nga xam ne nii yëpp ñooy participer ci émission bi waaye ñi nga xam ne tamit ñooy ànd ak yéen ci plateau yi ñu sant leen gërëm leen jaajëfal Oustaz Birama Bassine Diop mi nga xam ne démb moom ngeen àndaloon di ko sant di ko gërëm ak ñi mu bokkaloon plateau bi yëpp ñoom maire Thiam ak professeur Ousmane Ndiaye Oustaz Mohamed Diop ak Ablaye Payan ñu ziar leen ñoom ñëpp sant leen gërëm leen di leen jéggalu nag ci baat bu xoddoos bi ndax soj mi tabaarakallaahu di sant di gërëm ñi nga xam ne ñoo nekk ci régie beeg caméraman yeeg ñëpp ñu jaajëfal leen bu baax a baax di ñaan yàlla mu nangul nu sunu koor nangul nu sunu naafila nangul nu sunuy sarax jéggal nu sunuy bàkkaar ni ñu yàlla mayee ñu ci jàmm yàlla nañu dem ba wari ci jàmm ñooy génn ci koor gi set wecc ak bàkkaar daray taq-taq bañ leen a taq yàlla nañu yàlla boole ca ñooña ci barke alquranul karim. Adja Louise mi ngi ci plateau bi ñu nuyu ko bu baax a baax ziyaara ko sant ko gërëm ko di ko nuyu di teg nuyoo francophone yëpp ci loxoom tabaarakallaahu waaye tey ñu am fi koo xam ne du gan ci kër gi mën nañ ne ci liggéey bi la bokk mu nekk Cheikh Abdoulaye Biaye di ko jaajëfal bu baax a baax a baax nekk sociologue waaye heure buñ ko soxlaa mu dagg ay yitteem ñëw wuy sinu ñu jaajëfal ko bu baax a baax a baax ñi des ñi ngi ci kër gi soreetuñu léegi ñu ñëw ànd ak ñun ci plateau bi dañuy dem rési rek seetaan benn élément te dugg si ci waxtaan wi incha allahu taala. lu ci ëpp ci jullit ñi nag déglu waaraatey imaam yi ak tafsir yi moo waral nag seen journée ñu koy rek daal di def ci biir jumaa yi ci ñeneen ñi nag ku ci mel ni Mamadou Lamine jàkk yi dañ ko taamu ci jamonoy weeru koor gi ngir gën a mën a yokk seen xam-xam ci jàngum alxuraan. li ma fi gën a indi mooy ma gën a mën a comprendre jël à l'aise ma mën a jàng sama diine bu baax muy jàngum alxuraan bi comme dañ ko digle ci weeru koor te weeru koor d'habitude si ngay gën a mën a am yenn calme yi fii ci mosquée bi. waaye nag lu mooy weeru koor gi seetlu gi benn la lu ëpp ci askan wi taamuwuñu di def waxtu yu bari ci biir jàkka yi. du ndaw yi rek ndax ndaw yi itam mag yi ñëw nag ci kanam di leen won àdduna muy tëdde muy doxe bu fekkoon ne kenn ku nekk yaa ngi doon ànd ak say doom ba ñu nekkee ay xel ngeen di ànd bu la mag loo rek la ñu xam mais mag yi ñoo gën a doy waar ñoo gën a raar ci jàkka yi def waaye jàkka fi mu ne doxal rolam parce que jàkka ji ngay fekk imam bi selmal ba pare weeru ci poté bi di jàngale ba beneen wax heure julli gi jot ñu jóg julli ñu soog a tasaaroo bariwul bu ñu jàngee ba pare gën yéen rab jàkka nga tëj ko dem suñu yoon waaw jàkka boobu lan la mën a jëriñ ci réew mi. Mamadou Mahdiou moom julli si moo waraloon mu jaar ci grande mosquée bu Jëppal moom nag li muy ñaaw lu bokk na ci li askan wi di bàyyi ba weeru koor gi jot rek ngir ñuy wutali yile bërëb. jaadul ndax julliti moom boo nekkee julliti heure bu nekkee jàkka ji moom da nga war a assister et def li war mais boo bàyyi ba weeru koor ñëw nga profito bu paasee paase na.
lu ni mel sax moo waral oustaz Saliou di imam bu grande mosquée bi di fàttali jullit ñi ni li tax a jóg juma du rek julli. mën nga wax ne jàkka moo nekkoon tribunal moo nekkoon itam mairie moo nekkoon boole seen xam mairie mooy toppatoo say yeeg problème yi. mais nañ ñuy dimbale aussi di bàyyi jumaa yi pour comme man mi tey bu ma amee lu ma gën a jaaxal sama diine ku ma fa fekk muy kii bi nayem bi wala muy imam bi ma gën ko mën a laaj. moo ne dey yile juma ñi koy wutali jamonoy weeru koor gi du góor ñi kese ndax ni ñu koy gisee ni jigéen ñi dañ ci fii rek daal di dikk mu doon loo xamante ni nag nitu diine yi rafetlu nañ ko même bu fekkee ni sax ñenn ñi dañu jàpp ni modd képp moo tax yile ndaw di def lu ni mel. waa kay jërë ngeen jëf ci élément boobu noonu le bu dee modd bu baax la def lu baax moom doonte toppandoo la ak defandoo moo gën toppandoo lu bon xanaa kay dañuy fexe rek ba mu sax ci seen xol ñu bëgg ko comme niñ ko bëggee ci koor gi waaye moom koor gi jot ñëpp di dem ci jàkka yi bu ko kenn sikkal tuddee ko modd baax na waaye na sax nag du koor rek loolu lañ leen di dolli maanaam ñu mel noonu da nga leen di encourager ba noppi dolli leen mooy li ñuy jëf baax na waaye nag du koor rek lañu war a dem ci jàkka yi du koor rek la ñu war a nekk di julli du koor rek la ñu war a yiw daa fekk ne nag ñu bari noonu lañ ko miinee noonu lañ koy defee defandoo googu nag dañuy fexe ba génne leen ci defandoo gi dugal ko ci seen biir xol mu bañ a nekk rek la yàlla doon wax qaalatil aarabu amanna qul lam tuuminu walakin qulu aslamna mu bañ a nekk rek forme bi nii ci kaw mais fond bi nekk fa nan nga jàngatee yéen en tant que sociologue c'est Abdallah li nga xam ne nañ koy gis léeg-léeg ci koor gi bu jotee jàkk yi day fees nit ñaa ngi dem di naafila ji di julli waxtu yi juróom nekk fa sax di toog di dégluy tafsir mais léeg-léeg bu koor gi jeexee day mel ni loolu day xaw a wàññeeku. waaw jërëjëf Oustaz parce que gis nañ effectivement que bu koor bi ñëwee nit ñi day mel ni seen jaamu yàlla day gën a yokk nit ñi dañuy gën a farlu dañuy gën a góorgóorlu et parce que dañuy gën a seen tànk day gën a bëri ci jumaa yi donc loolu moom Sénégal miin nañ ko fi souvent comme ni nga xam man damay naan xam naa yokkute la parce que xam naa moment weeru koor moment la boo xam ne pour nit ñi gën a am occasion di gën a yokk seen taxawaay diin parce que souvent day fekk même sooy liggéey sax des fois entreprise dinañ may nit ñi organisation bu leen permettre ñu mën a teel a wàcc di gën a am jot di gën di mën fekkee ci donc loolu benn aspect la leneen ni mooy dañuy gis ne xale yi souvent dañuy ñëw di naafi la déjà te je pense que loolu day bokk ci li gën a yokk suñu tànk ci biir diine bi maintenant nag comme naan mode man mënu ma wax ni effet de mode la parce que Sénégal xam nañ dëkk boo xam ne ñu ngi naan dëkk diine la ak dëkk éducation te jumaa yi dañu am ngandim rôle ci éducation ci tàggat Sénégalais yi donc je pense que daal lu ñuy encouragé la mais comme li nga wax mu bañ a rek nekk genre épiphénomène moment koor jot rek ñuy dem après bu koor gi jeexee ñu delluwaat suñu ay comportement. d'accord jërëjëf c'est Abdallah Oustaz ndax jàngatee élément bi. waaw li may wax rek moo di ne am na solo par rapport ak nit ñi weeru koor ñu gis ci benn yiw léeg-léeg mën na am nit ki xër gi muy xëree moo tax muy xeeb yiw gi nga xamante ne moom lay gis ci biir weeru koor bi mais ëpp na tuddee li nga xamante ne moom mooy mode parce que li doon nekk luy jaaxal nit ñi mooy koor jot ba pare nit ñi duñu dëtmal ci li nga xamante ne moom mooy jàkka yi ngir ne sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ne weeru koor bu teroo yàlla day yónni benn wootekat benn malaayika buy woo nit ñi naan yaa baaxiyal xayri aqbil wa yaa baaxiya charri adbir yow mi bëgg mbaax waaxu sil yow mi bëgg bon deltul ginnaaw kon suñu gisee sénégalais yi di kii nii foofu nag ñun ñi nga xamante ne ñun la sénégalais yi di fekk si jàkka yi ñun ñoo war a tenir ak ñoom discours boo xamante ne parce que yàlla defal nañu jaww ju ñu waxee ak ñoom ba laal li nga xamante ne mooy seen reeni xol pour que ñu mun fa jëmbat luy tax garab goo xamante ne bu koor gi jeexee dina jebbi law man pour man imaam yi ñoo war a profité ci occasion yu ni mel comme que yàlla defal na leen nit ñi nangu di ñëw
di toog ci jotaay yi amaana am na benn kàddu boo mën a wax ci na nga koy waxee mu sax ci nit ki ba bu weeru koor bi génnee mu mun a continuer waat ci li nga xamante ne ki en tout cas toppandoo ba dem jàkk moo ma gënal toog fa nga toog di bulat di lido di def naka sudul noonu parce que du période am mais période taqwa la ragal yàlla kon na ñëpp dem ci jàkka yi na ñëpp jege kii nii ñu fexe nag bu koor gi jeexee tamit ñu continuer noonu parce que loolu mooy yoonu mbaax. yan teggin lañ war a làmbool gis nañ ñu bari dañuy fréquenté jàkka yi ba léeg-léeg dañ koy miin ba fàtte ne ñu ngi ci jàkka. waa jàkka moom néegu yàlla la subhaanahu wa taala néegu yàlla ku fay dugg da nga war a am orma du mat sëkk xam nga bu ñu demee ba xam nga soo duggee ci kër nga fekk fa kilifa da ngay nuyoo yàlla subhaanahu wa taala bu ñu demee ba ñuy wax ne bu ñuy dugg ci jàkka na ñuy nuyoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ne ida daxala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rakatain kenn ci yéen bu duggee ci jàkka bu mu toog lu dul ne dafa julli ñaari ràkk pour nuyu li nga xamante ne mooy jàkka ji suñu duggee ci biir jàkka ji tamit nañ fa ànd ak li nga xamante ne mooy laab jàkka du tëddukaay da ngay gis ñoo xamante ne koor gi bu mettee ci jàkka yi la ñuy dem parce que moo gën naaju amu faak yooyu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon kaw ba mu duggee ci jàkka ji ne ko néeg yi nii yàlla da koo defar ngir julli ak tudd yàlla ak li nga xamante ne mooy ñaan kon suñu duggee ci biir jàkka ji nañu làmboo teggin yooyu pour que ñu mun a jëriñoo ci li nga xamante ne mooy jàkka ji. mën nañ fa toog waxtaan commentaire ci politique beeg yooyu. non àndut ak li léeg-léeg boroom xam-xam yi dañuy wax ne jàkka ci benn jamono ci jamonoy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo nekkoon tribunal moo nekkoon nangam moo nekkoon nangam suñu demee bay waxtaan lu ñu mel la gën a yellool mooy ñu dem ci li nga xamante ne mooy biti jàkka ji mais suñu duggee ci biir ñu soril ko lépp loo xamante ne mooy werante imaam mën na wax lu jëm ci wàllu politique pour yee ñi nekk ci biir jàkka ji kantaa li ñuy tuddee werante loolu moom ñu bañ fa créer débat daal ci biir jàkka waaw d'accord am na solo jërëjëf Oustaz Mouhamed Cheikhouna ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay delloo ziar. mais Cheikhouna temps yi leer nga non leer lu xew noonu. non ban leer. bul may kii lu mu wax. non non temps Louis gisoo loolu. bul may sama noon di lu mu wax. Cheikhouna xanaa dafa am looy yóotu te mu jege. waaw mën na ne de. Cheikhouna mën na ne la nag. fi nga nekk yow laay yóotu. fi ma nekk xaw na kawe de. nga xam ne su ma la fay yóotoo su ma yegg si yow après mooy yóotu si Oustaz Mouhamed nekk. ñu bàyyi la nga nuyoo mbokk yi ak looy commentaire ci élément bi. waaw mu wax auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim xam nga sant yàlla beneen yoon kontaanaat ci teew bépp si émission mag bi di Ndékaane di leen nuyu yéen ñi ma ko bokkal yëpp di nuyu Sénégal yi xam ne ñu ngi koy seetaan à travers la DTV xam nga kii bi nag élément daf ma xaw a rëcc. mais gis naa ni comportement nit ñi ci biir. ma defam rëcc la. non mais ma xala waa si suuf salle maquillage ñëw fekk salle bi tëju ma yàgg fa 30 minutes. xam nga mais élément bi li ma ciy wax rek damay sof sama wax rek ci waxu Oustaz Mouhamed di wax ni que ni bon bien vrai que tey constat bi mooy que tey su weeru koor jotee dañuy gis ni que ni Sénégalais yi dañuy farataal ñoom ñëpp di dem si jàkka yi ak jumaa yi di ko fees. waaw loolooy élément mais pour man jàpp naa ne vraiment yiw la lu baax la parce que weeru koor comme ni ñu koy waxee rek weer la boo xam ne weeru yërmande la weeru yiw la weeru jaamu yàlla la te ci jamono jooju noonu mën nañu wax ni lépp lu jullit bi defar dañ koy ful te aussi li gars yi wax naan weeru promotion la tey promotion fu mu am da ngay gis ni gars yi dañuy xëccoo kii parce que gars yi noonu lañ ko jàppee mais comme ni ko Oustaz waxee rek que ni nekk na loo xamante ni buñ ci jógee xam nga yàlla na suñu borom def jàmm ba nga xam ne ñëpp aussi jot bee kii na leen ko may ba nga xamante ni dinañ ko dañ ko yemale rek ci koor gi d'accord jërëjëf Adja Louise. waaw Oustaz Makhtar élément bi am na solo comme lu Oustaz Mouhamed wax rek toppandoo lu baax moom lu baax rek la donc du coup Sénégalais dañuy jël trop jàkk yi ci période weeru koor bi mooy mais ñaan rek que mu continuer malheureusement bu weeru koor bi passé naafile yi bu jeexee kenn dootu ko faratalaati mais lu baax la ñu ngi koy saluer bu baax te di ñaan yàlla mu sax ci Sénégalais yi benn aspect bi may wax mooy le fait que ñuy Sénégalais yi di serlu ci jàkk yi ku ci woor ba woor bi métti trop rek boo doxee ba dugg ci jàkk te heure julli jotul nga dugg fa tëdd ñëpp xam nañ luy nelaw moom borom nekkatu fi àndatul ak sagom kenn xamul donc ñu moytu loolu te dañuy gis ne jàkk yi boo demee ay entre 2 heures ak 5 heures day fees del nit yaa ngi fa tëdd di nelaw je pense pas que lu rafet la sax say image nit yi di ko gis ci dëkk boo xam ñu ne jullit yi fi ëpp
ñu dugg ci jàkka yi di fa tëdd di fa def ko seen noppalukaay je pense que war nañ ko moytu bu baax te xam ne jàkk dafa ànd ak set dafa ànd ak laab ñu saxaw ko mais bu ñu waxee jàkka yi tamit wax leen yéen jigéen ñi ñu bari bu koor gi jugee dañuy dem ci jàkka yi mais yéen it bu koor gi jugee day mel ni ña doon dangalaka xig rang raj gi day mel ni dafay wàññeeku dañ naan da ngeen ni sellal weeru sellal la génne yëre wolof yi paase waat tàmbali waat di sellal mais bu ñu waree mel ne sellal dafa xewi. non mais day am ñu ko siy continuer. waaw. day am dina am ñuy continuer. mais lu tax muy doon benn mode boo xam ne ci koor gi la. non du question de mode sax yiw la rek. yiwul daal waaw yiw la rek. maanaam diine àjjuma ak weeru koor daal. non yiw la rek. lu baax moom nit bu koy def moom bu ko defee benn fan sax dañ ko encouragé mu def ko mu gën a sax ci xolam mu koy gën di def mais comme que ñu ngi koy def déjà si aljuma di ko def si weeru koor bi xëy na àdduna dina dox ba ñu commencé di ko def tout le temps. ku bàyyi dangal 1 mois doo ko mën a bàyyi sa giiru dund li ci des. ah man di bàyyi naa ko. kon nga ni. dégg lu ma wax de. waxuma damay muur ibaadu waxuma dama ne. bàyyi nga dangal. Sénégal gi man naka jekk daanu may dangal sax. ah nga noppi da yow. yow naa sama noonu la. jërë ngeen jëf ñu sant leen baax a baax gërëm leen ñu seetaan élément bu ñuy dugal ci suñu thème dellu si waat incha allah régi. agression enlèvement ba ci viol da sax faatu tegu ci doon li ñu nemmeeku jamono ji luy gën di bëri sax ñu koy teg ci ndoddu xale yi xawatina jigéen yi nga xam ne amuñu benn défense tax na ba kuréel bi di action pour les droits humains et l'amitié di ka nakkarlu bu baax a baax. alerter d'abord le gouvernement on sait que dans un état de droit le gouvernement dafa am benn rôle bu ñu war a jouer ñoom ñoo war a nekk garant suñu sécurité ak suñu sécurité des biens et des personnes lu weesu loolu noonu amaan na beneen rôle boo xamante ni am na ñu ko war a jouer muy acteurs yi. ci mbir moomee ba tey plateforme de veille des femmes ëttu jigéen di wax ni rek dañ ko war a dugal ci waxtaan yu ñu fas yéene amal ci dialogue national bi. ñu ni war nañ ci teg point la paix et la sécurité pour rek lii jóge fi ah ba pare tamit nag ñuy woo état bi ni kon na gën a assumer ay responsabilités parce que état moo yore protection ak sécurité ay population. li jëm nag ci peine de mort ñoom ñu ne ànduñu ci benn yoon waaye gis nañ ci ay solution. peine de mort gis nañ ni pays anglo États-Unis nga xamante ni am na état yu bëri yoo xamante ni ñoom dañuy appliquer peine de mort. état yooyu noonu lu ñu si gën a seetlu mooy peine de mort moo ñu fa alors que cas de meurtre yi dafay gën a yokk d'abord effectif yi war nañ ko gën a yokk muy police yi muy gendarmerie muy agent de proximité yi jox leen tamit logistique bu nga xamante ni war na ko installer des commissariats yu bëri gisoon nañ fi temps élection bi est-ce que temps élection yi demoo nga dégg cas yi nii. xam nga mbir bu amee population bi aussi nag. day wax nag ak émotion nag dafay taxaw nag wax ak émotion te danga koy comprendre parce que lii fi xew ni dafa choqué ñëpp la laal bu baax a baax waaye nañu xam ne aussi ay loi aussi am na fi te loi yi aussi nañ ko appliquer te nañ ko appliquer bu baax a baax dëggantaan. muy gën di bari nag jamono ci ñu nemmeeku fi ay violence yu jéggi dayoo ba tax na ñenn ci askan wi di ñaawlu ñàkk kaaraange gi loolu yi tax sax ba ñii ñu taataan suñu micro di ci woo nguurub Sénégal ngir rek mu xoolaat politique bu mu jagleel kaaraange nit yi waaye ak seeni moomeel. alal quraani maxyaaya alquran sama dund li may yar li may defar yëpp mi ngi ci biir alquran solution bi tamit mel na ne mi ngi ci biir alquran li ñu indi di ko waxtaane yéen ñëpp xam ngeen lii sabab bi mooy fan yi gis nañu ray gu bari gi am na ci yoo xam ne nag balaa la yu bàyyeekoo ci suñ borom direct mais dafa am yoo xam ne indirect la tali yeeg li muy faat boo ko delloo ci biir dogalu suñ borom
responsabilité mi ngi ci nekkaat waaye faat gi nga xam ne nit ki mooy jug am volonté faat nit benn mu jaaree ci tëru ko bëgg a jël alalam wala yu ni mel faat ko ba li ci mujj lu mel ne kaawu viol jéem a sàkku nit mu bañ nga xeex ak moom gaañ ko faat bakkanam yooyu nekk yu doy waar yoo xam ne nii yàgg na ci société bi mais fan yi lëmbewaat na réew mi Abdoulaye Biaye yéen ñi nga xam ne yéen ay jàngat ci wàllu société ak ni muy tëddee sénégalais dañuy wax ne ku am yërmande la ku am ñeewante la ray ganaar sax daf ko néeg ñu bari mënuñoo ray xar dañuy uti ku leen rayal ndax yërmande bu ñu gisee ku ñu néewal doole ñoom ñëpp ñu sot bu ñu gisee ku ñu gaañ ñu yërëm ko bu demee ba Sénégal googu ñuy wax réewu teraanga réew léegi mu bëgg a doon réewum deret nu ngeen koy jàngatee waaw effectivement wax dëgg parce que Sénégal ñu bëri naw nañ Sénégal côté boobu dañu wax naan sax Sénégal dafa bekk ci dëkk yoo xam ne Afrique li ñu naan taux de violence délinquance violente dafa faibloon donc suñu xoolee ñun par rapport ak ay Afrique du Sud ay Nigéria ay Ghana Côte d'Ivoire suñu violence yi bu njëkk même ministère de la justice des fois yi ñu def rapport pour xool lan mooy tax ñuy tëj xale yi prison ñu gis ne généralement souvent sàcc la wala ak coups blessure volontaire vol aggravé bëriwuloon mais léegi gisuñ depuis 2011 dafa commencé am beneen forme de violence léegi crime yi dafa gën a organisé bande yi di créer ay gang ba pare ñu commencé di def acte de banditisme yoo xam di utiliser ay armes jaase ak arme à feu dem ba agression bi law donc loolu finalement da ngay tiit naan mais est-ce que ñii ay Sénégalais lañu souvent sax sommet dañuy accusé naan ay étranger naan ay Nigérians tel mais dañuy gis ne souvent ay Sénégalais bon temps ñoo koy def donc loolu explication yu bëri na ah gëstukat dañuy naan souvent d'abord explosion démographique parce que population yi dafa yokku donc rapport entre police ak population faible parce que nombre de policiers yi doyul ce qui fait que dëkk bi tel mais am na beneen explication bu ñuy naan faiblesse lien social bu njëkk si koñ waa koñ bi ñoo doon gérer sécurité bi sans dóor sans saaga xale bu ndaw wala mag kenn bu defatee acte répréhensible koñ bi d'abord moo koy njëkk sanctionné ce qui fait dañuy sentir contrôle social mais dañ dem ba soo gisee suñu koñ yi mooy quartier flottant yeneen quartier yëpp nit ñi dañu commencé petit à petit li ñu naan marché bi délinquance di installé bu nit ki commencé di tux di jaay nii seetaan xam nga ñu naan marché dafay wàlle bu gisee ni fii commencé nañ fi tux bi yomb na jaay drogue commencé petit bandits installé ñu def rue sans loi dañ dem nag ba waa koñ bi accepté rue sans loi boo accepté rue sans loi xam nga Sénégal police ak gendarmerie quels que soient les moyens doyul au niveau de l'intervention dañuy dem ba créer espace yoo xam ne criminalité dafay andi te lu ci bëri aussi gis nañ ni suñu prison yi souvent du réponse parce que day fees te état day obligé di libérer donc cas délinquance yu bëri génn yëpp à part yeneen ni dañ gis ni ñu naan récidiviste ñoo xam ne dugg nañ prison ba génn prison au lieu mu yer leen tette leen mais da leen transformer ba mel ni produire ay monstres donc vraiment actuellement nii dañu xaw a jaxasoo ñu naan Sénégal bi muy jeune bi changé na déjà acte de violence yu ñu doon gis dañ defoon ay violence yu ndaw la mais dafa gën a bëri prison nga xam dañu doon xalaat moyen de réponse la léegi gis nañ dootul réponse donc lii laaj na effectivement ñu toog pour xoolaat effectivement nan la ñuy def beneen fait biñ ci mën a wax mooy may bëgg fàtte pour dire que en dehors de est-ce que dëkkuwaay tamit li du ci maanaam dox daje bi. waaw bu ma déggee fi nga tàmbalee développé. mooy bu njëkk dañoo dëkkoon. voilà dëkk bi ñëpp xamante. kër baay diw kër baay diw. mais léegi dañuy toog cité moo xew. waaw benn borom alal mooy tabax ñi ñëpp ñëw jënd. dëkk te kenn ku nekk léeg-léeg ay borom yi moyen lañ. xamante wuñu. léeg-léeg nga gis ko am kii ñàkk ñii am liggéey ñee duñ ko am. loolu tamit est-ce que du bokk ci jàngat bi. waaw bokk na parce que des fois dañu am ñaari dëkkuwaay dafa am dëkkuwaay boo xam ne li ñu naan mooy quartier flottant. non structuré nga xam ne dafay favoriser promiscuité day favoriser insécurité amul lumière amul tel quartier yu souvent zone mou la dafay bëri violence ak yi nga xam ne da koy xam dox daje kii day jóge fii kii jóge fee nit ki mën na ñëw far moom leneen ak fàndi yow da ngay yeewu fajar di julli di tett sa doom moom day yeewu fajar di dox di defar ay diil donc cas yooyu si am na parce que loolu mooy indi effectivement ñu naan faiblesse contrôle social ba koñ bi xam nga borom contrôle social fu mu ñun ñëpp déggoo ñun ñëpp xamante ñun ñëpp bokkoo mais su ñemee ba finalement fii koñ bi amul échange amul tel koñ mu amatul esprit koñ xam nga am na yenn fii koñ yoo xam ne même su fekkee ay koñ yoo xam ne ay quartier périphérique la
par exemple donne l'exemple ñaari tali à un moment dañu régler problème agression à travers équipe ñaari tali à travers koñ ñu xam ne bu ñu bàyyee lii du baax mais waa koñ bu ñëw jóg defaraat ba man koo am esprit ba finalement cas de violence yi ñu fa doon am dem ba disparaître mais ñun bëri nañ koñ yoo xam ne amatuñu force boobu parce que bopp sa bopp finalement nit day ñëw sax di la attaquer kenn du réagir donc loolu aussi. lu mel ne li suñ mbokk lébuy garder ba tey. mooy am pénc. mag ñi dajaloo di réunion di waxtaan. voilà te loolu sax plus la loolu plus la te souvent loolu sax day créer dissuasion xam nañ par exemple des fois yi naan suñu ko ñu mbokk lébuy doo fa ñeme def yenn yi boo fa defee xam nga ma si topp duñ sax xaar na dañuy dem police hôtel ñoom ñoo koy régler seen bopp te ce qui fait que donc esprit comme ni nga naan koñ. esprit dox daje bi gën na favoriser kii criminalité donc surtout explosion démographique bon am na yeneen wax naan affaire chômage ak pauvreté ak tel mais gis nañ daal actuellement li am Sénégal moment yi nii jar na jaxle nañ mais nag beneen fait bi souvent cas de violence yi des fois dañ naan ñaari forme mais am na ñu naan crime crapuleux nga xam ne waa ji rôdeur la woon da doon ñëw di sàcc par hasard tas ak yow gaañ la mais yeneen ñi souvent ci entourage bi la ki lay gën a jege moo koy def te des fois dañuy naan mais léegi sax suñu biir est-ce que amul naan ay fou entre suñu biir da ngay nekk ak nit boo xam ne da ngay def ne waa ji normal la mais ndekk di nit ki dese la nit donc di def yenn fay cas de violence yu bëri yu soo xoolee yu ci bëri coupable yu bëri sorewul victime donc yooyu tamit laaj na vraiment. ñu jàng danañ ci ñëw Adja Louise foofu laa lay joxe mooy léeg-léeg gëstu bu xóot ñu bari léeg-léeg feebaru xel la ñuy wax maanaam wéruñu est-ce que loolu tamit war nañ ko banaliser ndax léeg-léeg tamit ñu bari ñu nga xam ne ray nga da nga gis ko am doomam la rey. am na ay exemple yu fi amoon wax ray ba noppi ne si ndax la ko tegoon. est-ce que tamit matuwaay bi ñu war a jël pour saytuwaat ñooñu nga xam ne am na lu leen gaar ci feebaru xel est-ce que desul ñu mel noonu ñu bàyyi leen ci société bi léeg-léeg day solu mel ne nit ñëpp te fekk am na lenn lu manqué ci moom loo xam ne ay gëstu yu xóotay wane ne loolu manqué na ci moom. effectivement lu monsieur Biaye wax am na solo trop parce que des fois nit am problème psychologique nekk ci biir nit ñi ñu soofantal ko parce que il faut que ñu comprendre que ne la folie elle peut être passagère nit mën na am ndof boo xam ne par moment lay nekk du ko mën na nekk di liggéey nekk un grand patron am ay responsabilités yor këram yor ay doomam fekk ni wérul type de folie yi dafa bëri am ñoo xam ne dañuy am par période la am ñoo xam ne suñu stressé trop dañuy friser la folie am ñoo xam ne suñu nekkee sous pression dañuy friser la folie am ñoo xam ne suñu ñàkkee xaalis sax dañuy friser la folie donc nit mën na nekk nit njaay amul benn problème d'apparence nii mu nekk ku xelam sell ku xelam set fekk ne wérul c'est-à-dire que dafa am nit ku nekk ak ni ngay gérer pression sociale ñii dañuy am stress wala ñu ñàkk xaalis wala ñu feebar wala ñu am mbokk bu feebar ñu gérer ko am na ñenn ñoo xam ne bu leen dalee dañuy génn stade nit donc dañuy dem ba mel ni mala donc situation itam day am parce que ki nga wax sànq ki jël doomam jam ko tiim ko jam ko police ñëw jàpp ko mu ne gisul woon doomam mala la gis leneen affaire la gis kooku si ndax la ko tegoon pour l'entendement de ñun ñii ñëpp dañuy naan mais ki def ñu yëpp mais xëy na tamit bu mu koy def àndul ak xelam mën na am ay hallucination kenn mënul xam beneen aspect bi mooy kan moo lay rey jamono bi c'est-à-dire bu njëkk ba da nga doon gis agression amoon na nit dox ci mbedd bi nit bëgg alal ci yow xëcc ko agressé la rey la mais yu ñu gis yu récent yi yëpp ku la xam moo lay rey ku lay fréquenté moo lay rey et le plus malhonnête dans l'histoire mooy da lay rey ba pare ñëw jaale la comme cas bu mujj bi waaw rey la ba pare nekk sa dëj di organiser dëj bi te mu leer na ma la rey xam nga ñaar yi dafa am te Sénégal duñ ko bàyyi xel mooy gis nga jur doom sànni ko wala nga jur doom rey ko suul ko wala nga rey nit munoo ci neenee noonu man de gisuguma ku koy def après rëcc ci noonu gratuitement munul nekk yow kii rey Binta Camara mi buñ ko bàyyoon ak boppam sax moom dina ñëw ne moo rey bakkan doomu aadama moo mel noonu ñun duñu ay américain quoi qu'on puisse dire Sénégal léegi bëri na ay meurtre bëri na ay agression sexuelle bëri na ay violence mais duñu ay américain
duñu am benn conscience boo xam ne duñu am benn éducation boo xam ne duñu am benn spiritualité boo xam ne permettre ñu ñuy génn suñu wàcc suñu yoon dem si wàcc yoonu jàmbur. est-ce que ñenn ñi rey gi du daw kersa wala daw gàcce kon. si ndax bu ñu jëlee kaaw ku mel ne Binta est-ce que du bañoon mu siiwal ko. exactement moo tax mu rey ko ñenn ñi jubluwuñu woon a rey mais dañuy jàpp ne xëy na loolu mooy solution wala sax utu woon a rey xëy na gaañ ko pour daw far bakkanam rot ci. waaw mais xam nga bu ñu xoolee autopsie bi dafa jël ay coups yu metti c'est-à-dire que xam nga bu fekkoon da ngay dóor pour daw doo dóor autant de coups ba mu am ay blessures partout ba pare terminé par xoj kooku moom dafa amoon intention rey léegi nag lan moo tax mu am intention rey am peut-être que am na lu mu sikk ak waajur bu góoru xale bu jigéen bi am na kersa yëfi siw mais tamit est-ce que nit yi ñi ngi xool est-ce que jar na ko est-ce que jar na ko. jar na ko moom mënu koo jar moom. waaw c'est-à-dire que loolu mooy problème. mais jàngat rek côté jàngat maanaam bu ñu jëlee kaaw ko mën na doon kaawu ñeneen. xëy na ñenn ñi li tax ñuy rey mooy bañ a siiw. dañuy jàpp ne xëy na mooy solution ndax viol bi bu siiwee. waaw mu siiw man mooy pour man mooy solution parce que kii instant bi yàq na dundam. mais yàq na dund ay mbokkam. parce que man bu ma xëyee tey bien que def na lu ñaaw rey na man pour man peine bu gën a maximum ci moom li ñu ko war a def mais bu ma xëyee tey gis photo mi ci à la une de tous les journaux. sama yaram dafa daw mais du moom laa amal compassion moom wax dëgg yàlla il mérite le pire man mii rek bu ñu ma ko bàyyoon ma defal ko affaire mais ay doomam xam nga loolu waaw loolu moo graaw ci crime ay doomam ay mbokkam ku dem am na njaboot gu sew parce que ñu ngi naan il a même pas 35 ans donc am na njaboot bu sew xale yooyu nan la ñuy évoluer seen ay déggu mbokk c'est-à-dire que crime du limité wu ci ki ko def rek mais entourage am yëpp lay yàq et c'est ça qui est dommage. D'accord. Seexuna mi ngi noonu crime léegi doy na waar est-ce que mënuñ koo ji ñàkk liggéey bi ci ndaw ñi bu ñuy jàngat côté yëpp la ñuy laalee ndax léeg-léeg bu ñu waxee ne dogaale na nit bëggoon na jël saagam bëggoon na nangu portable am bañ na jam na ko jaare na fa faatu na xale yi ci koñ bi guddi dañuy tuxu dañuy naan dañuy fanaane yooyu est-ce que mënuñu koo jàngee ñu am jot jàngat ko ci wet googu ñu amul liggéey ñu amul lu ñu def. waaw moo waxaat auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim xam nga vraiment kontaan ak àdduwaat ci thème bi. xam nga mais li may wax par rapport ak criminalité bi nekk ci taux de criminalité bi nekk xam bu élevé bi nekk ci dëkk bi damay wax ni mën nañ ko jàngat ci aspect yu bëri aspect bi nga laal léegi aspect la benn aspect la boo xam ne aspect bu am importance la. muy que tey seuil de pauvreté bu extrême bi nekk ci dëkk bi parce que tey soo xoolee le plus souvent cas de meurtre yi am ci Sénégal yëpp lu ci ëpp. mooy que tey soo xoolee ay nit la yoo xam te ne la majeure part dañ doon dugg si kër di sàcc benn affaire ñu xàmmee leen mu jam ko mu nekk léeg-léeg peut-être que mu nekk sax ku proche ak moom mu xëy na xalaat mu kii xàmmee na ma mu jam ko wala nga gis koo xamante ni benn bande organisée la boo xamante ni tey dañu organiser pour ñëw sàcc si ñëw daje ak nit bañ mu boole yoole leen ñu rey ko le plus souvent noonu lay demee mais loolu noonu yëpp lan moo tax muy demee noonu mooy que tey soo seetloo pauvreté bi nga xam te ne dafa bëri ci dëkk parce que soo seetloo ñi nga xam te ne moom la ñuy jàpp yëpp ci affaire criminalité yi nii soo ko seetloo dëkkuñu ci yenn zones yi dëkkuñu ci amuñu yenn aisance yi amuñu financièrement taxawuñu yenn taxawaay tey soo seetloo si banlieue bi la ëppee tey soo xoolee dama seetlu benn jour benn sondage bu ñuy wax ñu ne que ni tey li ëpp li nekk prison 100 mètres la majeure partie Grand Yoff moo ci ëpp la ay doomam nga xool biir Grand Yoff ni mu constitué wu ni mu bindoo nga xool ni Grand Yoff lan moo fa am ay bar moo fa am insu amul lenn loo xam te ne tey jeunes yi war nañ ci mën a jàpp et yooyu c'est des choses yoo xam ne dafay favoriser banditisme parce que tey quand tu parles de criminalité tu parles de banditisme que mu nekk petit banditisme wala grand banditisme yooyu noonu c'est des choses yoo xamante ne parce que tey li koy favoriser mooy que tey suñu système moo favorable pour que tey nit ñi mën a liggéey mën a am dara loolu aussi foog ñuy wax ko parce que tey si un jeune il a beaucoup à perdre à ce que tey mu am liggéey bu baax tu ne verras jamais un jeune boo xam ne mu ngi am liggéey bu baax nekk ci benn aisance beeg yooyu noonu jàpp naan mu ngi xëy def yenn crimes yi parce que xam na ni il a beaucoup à perdre tey su fekkoon ni tey système bi organisé ma xam tey jeune bi liggéeyam tey wala li mu am li mu jàpp tey moo ko gënal leneen lu mu am tey wala suñu ko jàppee ci leneen il a beaucoup à perdre tey le système tey soo ko organisé ba nga xam tey jeune bi bu ñu ko jàppee ci affaire u sàcc sax pour mu amaat liggéey wala mu am dara sax dafay métti ci moom mais tey c'est pas le cas mooy que tey système bi dafa favorable pour que tey nit ñi dem ci banditisme wala parce que tey ñi amuñu liggéey wala ñi buñ ci duggee dañu ciy génn facilement parce que tey aussi suñu justice quel que soit alpha ak lu ñu mënti waxit tey li ñuy wax ne que ni tey justice bi amul moyen pour def liggéeyam muy police muy gendarme ñoom kenn amul moyen pour def liggéeyam parce que tey fi àdduna toll parce que tey soo seetloo li favorise sax yenn banditisme yi soo defee remarque tey il y a 10 ans ci ginnaaw soo defee seetlu bi nga xam ne chaîne de télévision yi bëriwul yenn yi bëriwul woon
léegi maintenant au Sénégal le crime il est organisé. parce que tey da ngay gis ay bandes organisées yoo xamante ne tey ils ont tous les moyens. pour que tey ñëw di jug di def ay délits di jàpp ay nit di leen yàqal ak di rey ay nit. tey loolu tey lan moo indi soo seetloo tey parce que tey dañuy wax ni tey suñu état yi ñun en Afrique soo ñëwee soo defee benn remarque lépp la ñuy consommer. tey da ngay dugg nga gis réseau câble yi exemple je donne un exemple très bidon. tu vois des chaînes de télévision yoo xam ne dañuy spécialisé wu rien que si affaire crime. tey gis ay xale yu ndaw yoo xam te ni tey parce que tey soo doon bouquet la à travers un décodeur mën nga ko crypté tey parce que tey chaînes yooyu noonu si dëkk yu mag yi nga xam ne ay xale duñ ko seetaan. tey soo seetloo tey c' est interdit xam nga à moins de tel mais tey c' est accessible pour nos enfants da ngay xëy dem liggéey sa doom ñu ngi nekk si kanam télé bi. di seetaan ay crime district di seetaan ay yeneen instances tey yooyu yëpp c' est des choses yo. boobu tam am na solution. non attends mais câble c'est du vol ku ko jël c'est du vol. non mais dama ne xam nga loolu c'est une réalité bi fi nekk xam nga waxuñu je parle pas des solutions mais dama ne c'est une réalité. li nga xamante ne influence la waaw. yaa ngi comprendre et c'est des choses yoo xamante ni tey parce que tey nit ki su amee habitude di seetaan benn affaire di ko seetaan même su fekkee yaa ko wax mu am vice wala tey mu ñàkk wéradi il sait comment naka lay organiser woo ba tey mën di def yooyu noonu ak yu demee noonu. tey foofu noonu loolu benn aspect la mais beneen aspect bi aussi muy que tey. on parle de droguer ay tox mi fii sàngara. donc bala nga jàll foofu sax pour firndeel li nga wax. da nga gis benn agression bu am gars yi toj banque. kuy nettali dafa mel ne film laa doon seetaan. nga xam ne léegi ñi ko def moom film la ñu gisee. la ñu inspiré wu di def nañu Sénégalais yi dañu formaté wu léegi yeneen type de sénégalais moom léegi defal remarque. léegi xoolal série télévisée yi les téléfilms sénégalais yi daw ci suñu. léegi tu vois des sectes. des bandes armées léegi ce qui veut dire que psychologiquement ñun def nañ ay mutations yoo xamante ni yu grave léegi nag loolu noonu pour que ñun système bi mooy laa la nal koy tey ñun gouverner c'est prévoir gis nga ñun Sénégalais dañu raw ñu ñuy gouverner 1000 années lumière du caaxaan parce que tey les Sénégalais dañu évoluer tey gis nga tey ñi ñuy gouverner du caaxaan de gis nga ministres yi taw fi yëpp boo leen yebal ak président Macky Sall ci boppam teg leen ci benn table indi ay boy town teg leen ak boy Sénégal teg leen fii yàlla xam nañu jàngal leen lu bëri ñu duut leen ci biir dëkk lu caaxaan les Sénégalais non c'est une réalité Sénégalais dañu aujourd'hui dañu dox dañu yeewu tey am na ñoo xam ne ñu ngi ñuy gouverner doxuñu sax xamuñu lu bëri est-ce que comprendre ñu aujourd'hui Sénégalais yi li ñuy dund xamuñu géej waaye xamuñu Pire xamuñu yenn affaire yi xamuñu yenn rouage ni muy demee te dëkk li koy mais loolu gouvernement bi lu mel ne cybercriminalité ñoom it ñi ngi jéem di répondre ci bien vrai que ñu ngi ciy góorgóorlu mais gis nga tey du question de gis nga ñun en Afrique ñun surtout Sénégal dañu gëm ay slogan même soo xoolee ci suñu yëpp ay taaru jigéen say ay jigéen jonge aw bu yooyu soo xoolee si ñun ñëpp ci ay slogan la ñuy def mais sur la réalité sur les faits dafa am dafay manqué ay lu koy dëgëral gis nga tey ay suñu police ay suñu gendarmerie ay armée ay jàmbaar lañ certes mais tey àdduna dafa toll foo xam ne tey technologie ay moyens la tey àdduna dafa toll foo xam te ni tey ma jox la exemple tey xoolal ay vidéo de surveillance tey soo bien vrai que mu ngi commencé am sécurité mais soo xoolee ci yenn axes yi la am te yooyu soo xoolee ci yenn réew ay gadget la c'est des choses yoo xam ne jaratul dara est-ce que tey àdduna dafa toll foofu noonu beneen mooy que tey problème maanaam dañu war a fexe pour firi li nga wax mu gën a leer ci bopp sama mbokk yële ca Saalum maanaam ñi jiite dañu war a fexe jiitu ñi def crime su ma la déggee waaw ñu jiitu leen maanaam da ngay indi loo xam ne lu leen jommal la soo gisee ne yow découvrir nañ ami oto am arme yow bul tollate ci oto ak arme indil hélico indil nangam indil leneen loo xam ne ñoom amuñu moyenu pour yegg fa pour wan leen ne lu ngeen teg mën nañ ko teg ba pare parlant des prisons xam nga tey sëñ wax na ko léegi tey prison yi dafa war a ñëw pour régler ay mbir mais prison yi au Sénégal dafay ñëw pour gën a compliquer mbir yi parce que prison yi defaroon nit ñi aujourd'hui prison yi dafay créer encore ay bandes parce que tey ay bandes armées yu bëri yu nga xam ne crime organisé yi que bandes yi fi am si biir prison lay formé woo parce que tey day gis en prison nga gis benn boy bu ndaw boo xam te ni sàcc benn affaire moo ko fa dugal mu dugg parce que dama toog di waxtaan ak benn waa joo xam ne si loolu mooy liggéey mu ne ma gis nga tey si weer bii nii bu maanaam mois de janvier bu ci amee 50 personnes yu ci war a libéré wu ci prison bi mu ne 50 personnes gis koo xamante ni sàcc la woon koo xamante ni dajjikatu kànnaar la woon koo xam ne mu ne ma ci ñooñu ci biir prison bi ak weer yi ñuy génne ci la ñuy organisé woo pour fexe am benn bande boo xam ne bu ñu génnee ci loolu la ñuy ka kon tey sécurité tey prison yi rôle bi mu waroon joué dëggantaan joué wutu ko d'accord est-ce que yooyu c'est des choses yoo xam te ni yu mat a bàyyi xel yu war a bàyyi xel yu jar a bàyyi xel d'accord Oustaz Mouhamed Diop jërëjëf Seexuna dafa am bindkat bu wax ne alqatlu anfa lil qatili noo ñu koy firilee ak fii ñu toll maanaam yàlla moo bind jaam ñëpp am ay règles yu mu tëral loolu nga xam ne moom la waxkat bi wax noonu en arabe ci alxuraan la ko ballalee walakum fil qisaasi xayaatu
mais bu ñu jàngatee dañuy gis ne léegi lu mel ne li mujj muy Binta Camara mi ñu rey tey boo dégloo organisme yi ñu bari bu ñu waxee peine de mort ñu ne bu kenn laal non yooyu mu affaire barbare nangam. mais dañuy revendiquer ci côté bi ne nañu teg lu sévère ci seen kaw lu sévère loolu doo xam lu mu doon te yàlla waxoon ne rek nañ rey ñu ne non loolu bu ko kenn laal mais nag lépp lu soxor yéene nañ ko ki def njombe ji nii noonu koy jàngatalee ak alqatlu anfalil qatl. waaw oustaz maa ngi gën a ñaanalaat soxna Bint Camara yàlla na aljana doon xippikaayam yàlla na ko yàlla boole min ash-shuhada yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne man qutila duuna irdihi fa huwa shahid képp koo xamante ne rey nañ la ngir sàmm goo doon sàmm sa bopp yàlla dalay compter parmi les martyrs yàlla na ko ci yàlla subhanahu wa taala boole certes arab danaan wax ni alqatlu anfalil qatl rey moo gën a mën a gaaw a jeexal rey yàlla bi mu ñëwee mu positiver li nga xamante ne moom mooy kàddu googu utiliser wul sax li nga xamante ne moom mooy utiliser wul li nga xamante ne moom mooy alqatl mais dafa ne rek walakum fil qisaasi xayaatun xam nga arab dañuy faral di wax ni ki tàmbali moo njëkk a tooñ ki tàmbali dara moo gën a tooñ ci fayu moo tax yàlla mu ne amee ngeen ci fayu yàlla sax waxul amee ngeen ci rey mais dane amee ngeen ci fayu dund boo xamante ne day continuer loolu nag yaa ulil albaab ñi nga xamante ne dañuy utiliser seen xel pour di xalaat lan moo tax yàlla subhanahu wa taala wax ko certes gisuma ku gën a doy. yàlla doy na waar ni mu waxee de. yàlla lu tax mu wax loolu ba noppi teg ci ñiy jëfandikoo seen xel. waaw affaire bi lépp léeg-léeg débat xel lay demaat. non bu ñu waxee loolu. effectivement xam nga léeg-léeg di nga gis ku sol ab yére. nga jàpp ne kii kuy jëfandikoo xelam la. fekk na ne utiliser wul xelam même bu fekkente ne nit ñi dañ koy kii. jàpp naa ne njuumte weesuwul. nit di avancer ci benn mbir boo xamante ne du am na ku koy wax sànq ci élément bi que ne population bi genre yi su amee dañuy ànd ay passion la ñuy émotion la ñuy waxee ak yooyu or problème bi du problème mu émotion du problème mu nit di waxee ak bànneexam mais problème mu ay orientation divine la yoo xamante ne dafa jóge ci borom bi subhanahu wa taala kon ñaaw na nit di ko niroole acte barbare acte gënta barbare ci fekk ab jigéen joo xamante ne yaakaari ay waajuram la nga ñëw caxatee ko rey ko ci anam bi nga ko reyee ndax acte gën naa barbare loolu or yàlla subhanahu wa taala atte yi muy indil doomu aadama yi ki ko xam na ko ki ko réere na ko musta doon li nga xamante ne mooy acte barbare sànq si suba bi ma liiree waxu kenn ca ñay wax loolu mu lëkkale li nga xamante ne mooy peine de mort ne acte barbare la dama yéemuwaat ci sama borom subhanahu wa taala que ne ndekete léeg-léeg nit di nga ko jàpp ne ab xelam mu ngi koy utiliser fekk ne utiliser wul li nga xamante ne mooy xelam pourquoi yàlla subhanahu wa taala wax loolu yàlla daf ñoo wàccee ci kaw suuf Oustaz Makhtar pour que ñuy dund ku ci nekk sa limitug dund yàlla subhanahu wa taala moo ko dencal boppam jox ko kenn pour que ñun ñëpp ku nekk tal sa bopp waroo lijjanti keneen bay jël li nga xamante ne mooy ruwam kon su fekkente ne delloowaat nañ lépp yàlla subhanahu wa taala ci anam boobu ci la ku nekk ci ñun di dundee parce que xam na ne man àpp bi ma yàlla subhanahu wa taala jox te xaw ma ko te maa ngi dundee dunduk yaakaar gudd fan bis bu ma xañee sama moroom dund boobu kon man dees na ma xañ gudd fan googu ma doon bébét kon ma téye sama bopp sama loxo bañ a faat bakken kon man si lay dundee bakken ba nga xamante ne moom laa naroon a faat tamit si lay continuer di dunde moo tax yàlla mu ne walakum fil qisaasi xayaatun mu mel ne sax peine de mort pour man am na Sénégal dafa amul direct mais indirect ba léegi ndax suñ mbokk militaires yi nekk Casamance su fa mbir amee ñoo rebelle yi dañuy reyante effectivement léegi pourquoi mu valable pour nga rey ab rebelle xam nga ci kaw ne da ngay sàmm sécurité loolu valable na loolu moom kenn du ko ñaawlu mais yàlla bu ne ku rey nañ ko rey ñu ne boobu moom kenn waru ko fee waxee xam nga Oustaz Makhtar li gën a doy waar ci mbir mi mooy dina kuy waxee ci làmmiñu keneen kuy waxee ci làmmiñu keneen
te buggoo mu feeñ que ne ci làmmiñu keneen ngay waxee la ngay wax dafay nekk lu fulu loolu moo tax nañ ko teg lu sévère léegi nañ ñu proposer lan mooy lu sévère mooy tëj kaso giirug dundam xëy na léegi travaux forcés xëy na loolu tey Cheikhouna mu ngi koy junj ci monsieur Biaye mu ngi koy tudd suñuy kaso wane na montré na que ni defaratul doomu aadama xam nga nit bu fekkente ne dañ koy kii ni nu mu tuddati dañ koy tëj kaso dama dem Soudan bi ma ñëwee ma romb may visiter ñu dem yóbbu ñu ci kaso bi xam nga lan lañ fa bind daaru taibin mooy këru ñi tuub xam nga loolu sur le plan positif rek ki fay dugg si am na luñ lay jàngal soo ñëwee ci kaso bi nii loolu lañ ci bind daaru taibin këru ñi tuub bi maanaa yow kon da ngay booy dugg si fii yaa ngi xam ne da ngay dugg si fii nii pour boo génnee société bi mën a jëriñoo ci yow te loolu moo taxoon tamit bi ñuy wut li nga xamante ne mooy fu ñuy tënkee nit ki ci wàlluk li nga xamante ne moom mooy liberté pour que bu génnee société bi mën a jëriñoo ci moom malheureusement tey jii nii su génnee société bi du gën a jëriñu ci moom mais société bi dafay lor ci moom te yàlla subhaanahu wa taala lim ñu xamal moo di ne xam nga li nit ñi xamul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn gënu ko ëpp yërmaande ci nit ñi mais teewul moom prophète sallallahu alayhi wa sallam xoolal ñun ñëpp xam nañ ne yàlla day wax ne ku dugg màkka wa man daxalahu kaana aminan ku dugg màkka yow am nga sécurité totale mais nit yegg na ci def ab pen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxe ordre ne même kooku buñ ko fekkoon mu jàpp ci yëre kaaba gi nañ ko rey parce que da doon saaga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da daan xas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi est-ce que ñun ñoo gën a ëpp yërmaane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xoolal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu gaañoo ak léegi toll na ci 1431 at mais teewul ak liy ñëwaat ci àdduna yëpp yonent bi bu dekkee ci bàmmeelam rek day wax ummati sama xeet fu ñu féete sallallahu xoolal li mu nekk ci suuf yëpp bu génnee ci bàmmeelam li muy wax mooy sama xeet fu mu féete kon kenn ëppul yërmaane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam et pourtant nit wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin loolu moo tax may wax ne peine de mort bu ñu koy wax nit ñi dañ koy lëkkaleeg li nga xamante ne moom mooy ne l'islam ak yooyu l'islam ñëw fi pour jullit ñi l'islam dafa ñëw pour doomu aadama yi dund ci kaw suuf ci anam boo xamante ne moo leen di permettre li yàlla bëggee ñu jëriñoo kaw suuf ñu mun koo jëriñoo te nag nit du musa wax ne rey moom dafa bokk ci liy yàq kaw suuf te yàlla dafa ne wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha mën naa la laaj benn laaj parce que ci sa raisonnement bon ñun ñëpp Sénégal la majeure partie ay jullit lañ mais tey soo déggee femme bi sànq li mu wax mu ne que ne Sénégalais bu mbir amee dañuy réagir par émotion man dama koy rejoindre xam nga da nga wax sànq ne que ni l'islam yàlla bés alxuraan day wax que ni borom xel lay àndal dina am loo xamante ni question de foi la mais dina am loo xamante ni xel moo koy raisonné am loo xamante ni ngëm-ngëm moo koy mais dina am foo xamante ni xel dafay ñëw parce que tey li lay wan ni que ni mbir mi bu amee rek nit ñi émotion la ñuy waxee parce que tey nit balaa neex dara bu fekkee waxoo ak émotion da nga koy njëkk jàngat mais fay bu amee sénégalais duñ ko jàngat dañuy ñëw ci benn mbir rek est-ce que tey suñu justice am na indépendance boo xam te ne du jiiñ nit ku reyul rey ko est-ce que tey suñu justice est-ce que dafa bëri ba nga xamante ne tey diine buy ñëw aussi ak buy ñëw dafay xool société bi da koy jël en compte xool société bi moyens yi mu am pour àtte est-ce que tey moyens yooyu yëpp tey mu ngi fi parce que tey soo gisee suñu système tey ay nit yu bëri ñu ngi nekk ci kaso bi yoo xamante ni defuñu tey wax ko lu ñu leen jiiñ est-ce que gënut yées nga jiiñ nit mbir rey ko yooyu c'est des choses yoo xam ne non dama ne balaa ngay indi dara waxuma pour ou contre mais dama ne su dul ni émotion moo tax muy wax rek dafa war a jiital yooyu noonu ñëpp jàngat yooyu yëpp mu ne est-ce que yooyu noonu d'accord loolu bi yàgg dina ci mën a ñëw mais ma tontu ko laata monsieur Biagui waa d'accord ci tënk rek Biagui non ci tënk bu gàtt xam nga yàlla weesu na di santaane ab mbir bi yàlla waxee ñu c'est-à-dire bu fekkente ne dañuy wax ne mbiru diine la ñu dem ba nangul yàlla li mu wax du système actuellement bi ñu am
moo mën a indi système mu peine. kon y a problème kon peine de mort mënul am Sénégal parce que système bi moo fi nekk ba pare. xam nga système moo fi nekk système moom kenn mënu ko. doo déglu mu daaneel dégg nga fi mu waxee. dégg naa li mu wax. waaw dama dégg li mu wax moo tax moo xali ma ko. bu fekkente loolu noonu mu wax noonu. système bi moom kenn mënu ko dindi xam nga loolu d'accord nañ. xam nga dafa am système ñun ñëpp ci Sénégal lañ nekk. dañuy voté benn loi. loi bi bu ñu ko voté ba pare ñu fexe créer loo xamante ne mooy permettre mbir mi ñu appliquer ko. tollaguñu foofu nañ bàyyi léegi on va pas mettre les charrues avant les bœufs xam nga lan laa bëgg ñu wax ñu kii. mooy que d'abord que ñu dooleel suñu justice ba pare dooleel police judiciaire ba pare ba nga xamante ne tey ci Sénégal tey. lu ëpp ci nit ñi bu leen di jàpp parce que tey soo seetloo boo seetloo ci dëkk bi boo ko lambee da nga koy daj bëri na ay nit yu léegi est-ce que justice Seexuna dina cuune gu toll nii est-ce que même bu dee justice bi mooy appliquer peine de mort est-ce que dina cuune gu toll nii ndax lu mel ne kaawu kii nga xam ne mooy situation yoo xam ne dafa leer dafa am sirène dafa am kaa yoo xam ne dafa leer li justice am ci wàll sax waa ñu ñëw ak biyaa gi suñu police sax amuñu moyen bu ñu enquête soo seetloo police problème la majeure partie des problèmes yi fi am ay procès verbal ñaar nit kii fi police for na ci benn tànk rek yaram dina xaw a dooleel li Cheikhouna di wax c'est-à-dire que xam nga day Sénégal am na fi benn fait bu am récemment am na fi koo xam ne li ngi naan marchand de la mort day jaay médicament dangereux médicament yoo xam ne boo ko jëndee da ngay dee ñu tëj ko mu am grâce kenn xamul na la mais grâce présidentielle xam nga loolu dafa nekk faille ci système judiciaire bu graaw kenn xamul ndax ci président la kenn xamul ndax ci régisseur kenn wax loolu dafa graaw loolu day te loolu nga nim erreur judiciaire la déjà kooku li mu def duñ ko méngale acte ki rey Binta Camara mais acte bu graaw la c'est-à-dire que suñu système judiciaire dafa des même kaaw bi Binta Camara sax xamuñ ki njëkk a jàpp heureusement que Sénégal am petite police scientifique ñooñu ñëw gis ni que du kii mais suñ toppoon émotion bi rek mën na facilement dugal premier gardien bi ñu tëj ko et finalement mu del donc juste pour dire que dinañ d'accord ci peine de mort parce que pour mais su demee vraiment ñu am benn système judiciaire boo xam ne bu parfait xam ne du mën a am yenn erreurs yi parce que bon peine de mort Sénégal bi mu koy si ñoo xam ne Sénégal des fois ñum day xëy rek ratifié du loo xam ne dafay jóge ci Sénégalais yi mais benn mouvement boo xam ne dëkk yëpp ñu ngi éliminer peine de mort ñu éliminer sans vérifier donc comme li wax tout à l'heure ñun on a un problème suñu classe politique des fois dañuy décaler par rapport ak réalité sénégalaise donc ñun ñu ngi wax débat national mais duñ débat sur les problèmes réels du Sénégal donc problème décision justice problème organisation judiciaire soxla nañu maintenant mbirum souvent peine de mort. est-ce que bu ñu xoolee Sénégal kaawu rey yu bari ndax du dañuy xam exact ku ko rey néew na léeg-léeg kaawu rey boo xam ne xamuñu ko rey léeg-léeg jabar ji la ñuy wax jëkkër ji moo ko dóor rey na ko nangam la ñuy wax nangam mais xam nga mais bëri na fi cas yoo xam ne récemment boo xam ne bon on a duñ bëgg sax sori dañuy naan suicide dañuy naan tel ba finalement mais après kenn du xam parce que aussi quoi qu'on dise suñu justice bien que les enquêtes sont jamais achevées duñ dem ba mais par moment des na encore mais damay bëgg ñëw rek si benn affaire pour dire que mbirum peine de mort xam nga ci suñuy condamné nit ki des fois xam nga même suñ ne ku rey dañ la war a rey mais je crois que du ku rey yëpp dañu war a rey même je crois que ci même ci mbirum islam dina am ñoo xam dañuy bénéficier circonstances atténuantes par exemple comme cas bi entre Bint ak tel peut-être que bokk na demee neneen imam dana ci ñëw waaw mënu na demee neneen donc je crois que donc waaw ci islam am na Sénégal njëkkoon am histoire yi bu njëkk ci d'accord pour problème moo danañ ci ñëwaat mais pour ñu gën a gagner pour gën a développer ci wàllu société beeg ni mu bindoo tey bu ñu xoolee lu mel ne lu ci bari luy am ñaareel ci diggante góor ak jigéen bu ñu xoolee bu fekkee jigéen ju ñu rey la te lu ci bari day jaar ci bëggoon a def kaawu viol nan ngeen di jàngatee comme li ma laajoon Louise rek moom mooy dellusiwaat ndax du kersa ndax du bañ a siiw ndax du am looy sàmm ndax du dafa am ay preuve yoo xam ndaw si nee na ko danaa la weer wala yu mel noonu lan mooy làqatu ci ginnaaw gaaw rek viol rek cas bi am na rek après jël bakkan moo ciy topp waaw bon c'est vrai que viol xaw na jege li ñuy naan crime passionnel xam nga nit kiy ñëw di siif des fois. Monsieur Biaye, effectivement sori na par contre. waaw viol ak crime passionnel c'est très différent. waaw mais nit kiy ñëw di violer effectivement. bu ratee nit kiy ñëw di siif bu ratee bu siwee xam nga loolu tuuma bu rëy la. et des fois kii père de famille la marié la ba pare mu jege xale bi. papay xale bi léegi souvent boo defee faute. boo weeree rek. booy dugg ci cycle violence rek day defi incontrôlé
parce que violence moom day andi yeneen fee parce que Sénégal des fois gàcce mooy gën a rey nit sa xax yeneen moo tax des fois ñii dañu bëgg a gàddu yéen yi bëgg rapidement bëgg effacer des fois sax bon famille yi des fois dañ koy yëg nëppal mais cas bi moom bon mort su amee moom dafa jéggi dayoo quoi parce que tey montrer que acte incontrôlé la parce que je pense nit du yeewu rek jóg am envie ñëw naan pour rey mais souvent suy am dafa am yu naan ay circonstances aggravantes yu muy nëbb mooy andi yenn cas yi parce que soo xasee ba def yenn actes yi rek parce que nit quoi qu'on dise par moment da ngay nekk ci dans une situation xam ne d'inconfort incontrôlé te am na lu grave yi naan yow kii mu ngi rey xale ba pare ñëw di ko jaale mooy souvent yi naan am nañu dañuy déni de réalité mooy da ngay def chose ba pare mais mu mel ni defoo ko comme kooku dem na ba dépassé quatre nit donc pour dire problème psychologique mu ngi si parce que mën nga dund ak nit mu doon psychopathe parce que des gens ils sont capables de faire des études pour dire que kii lii mooy profil pathologique yow c'est-à-dire que dafa am feebar soit xale bu jigéen dafa am pédophilie dafa am tel am na ay kaaw nit yi mel noonu nga xam ne finalement des fois sax moment bi ñu leen di bëgg a dénoncer lay andi yenn cas yi nga xam ne muy jéggi daye quoi n'est-ce pas xam nga Oustaz Makhtar dafa am lu fi xewoon ay jamono Mariste benn xale bu jigéen taal jëkkëram taal ko essence sotti ko essence taal ko yéen a ngi fàttali ko loolu ñu teg si quelques jours ñu naan xale bu jigéen bi avocat am génn utal xale bu jigéen bi ay kayitu dof est-ce que xale bu jigéen bi wér na non mais c'est pas possible nit kuy sëy yor njabootam problème am mu faat bakken nga génne ko ay kayitu dof ne dafa defoon te mu dëkkoon ay nit ñëpp xam ko non rôle am lay def xam nga mais non tamit xam nga mais tamit loolu tamit c'est grave bu fekkee ne yow dafa mel ni voilà dafa fekk ne nit rey nañ ko yow ki koy reyal nga koy utal tuuma léegi yaa ne nit mën na nekk nit bu lucide nii normal wér nii waaw déedéet d'accord si kaw mu amul kayitu dof yi avant rey bi mais Sénégal fii le système n'est pas organisé ba xam te ay fii ay dofa ngi dox ci biir non kayit yi exactement non maanaam problème psychiatre est-ce que amuñ ko Sénégal ndax aada ji leen dafay jaxasoog li ñu indi comme modernisation bi tey ñu bari ñi ngi nekk ci biir famille am nañ feebar bu leen gaar mais dañuy dëpp dem def tëpp ñaan nangam bàyyi ko bu nekkaat ci biir mais léeg-léeg amuñu hôpital Sénégal boo xoolee exemple Ndakaaru Caaroy lañ am wala yu ni mel privé sax am na waaw léegi suivi bi nga xam ne mooy war nga xam ne dafa waroon a am ñuy topp noonu police di ko bàyyi xel xam ne koñ bi ku mel nii mi ngi fi signalé nañ ko lu néew famille wax ñu ñëw réagir yu mel noonu li la tamit des nañ ci wàllu man yooyu dama ciy d'accord nit am suivi mu am problème psychiatrique mu am problème psychologique ñu koy traité mu am ay kayitam ñu xam ne kii wérul mais kii dem ba xew-xew am ba pare mu doog am kayit fu mu jëlee kayit yi ñu dem bay antidaté ay kayit xam nga bu ñu xaaral bu fekkee ne nit ki pour défendre client am mën na jël ay kayit antidaté ko ñëw teg ko ne kii di dafa dofoon te ay mbokkam yëpp mosuñu yëg dofam kenn mosuñu yëg feebaram mais xam nga Lise mosul fréquenté psychiatre Lise mën am yenn actes yoo xam ne soo koy def dafay traduire benn bestialité de telle sorte que dañu naan kii dof rek moo sañ a def li c'est-à-dire que yow nit net na la personne mu yomb kon ñëpp lay def ba finalement moo koy yóbbee loolu mais xam nga kon Oustaz Makhtar bu ko mu yomb torop kon kii lay soxna Binta Camara mën nañ ko génne ay kayit ne dafa dof est-ce que tey léegi bu ñu ko génnee kayit léegi ne dafa dof day am circonstance atténuante est-ce que dañuy ay penam day wàññeeku barki démb daa la jox benn question bu daa génn foofu tuuti ñu génn ci kayitu dof yeeg yooyu noonu est-ce que du léeg-léeg sa morom yi dañuy sabab ñu baal ma nag ci question dañuy sabab ray gi ndax ñenn ñi ay mbaraankat la ñuy doon bëgg a dajale nangami far léegi da nga ci gis koo xam ne nii dem na ba wor kenn ki mënu koo muñ jàpp na ne loolu rek mooy solution mooy dafay jël ba kanam gannaaw jëriñoowu ko beneen góor du ko jëriñoo est-ce que tamit ñàkk a doylu gi dajale ay góor ñu bari léeg-léeg du indi problème tamit gis nga genre situation boobu am na semaine dernière tamit benn xale bu jigéen boo xam ne jeudi faram moo ko rey maintenant lan moo tax mu rey ko si explication yu ñu am ci famille am daf ko bëggoon bàyyi far bi ne ko autant d'années yu ñu def mënul nekk tey mënoo ma bàyyi loolu mënul nekk soit man lay nekk soit du nekk keneen loolu moo tax mu rey ko maintenant est-ce que tamit mbaraan nga am copain bëgg ko bàyyi mi ne doo ko bàyyi tamit yoon la xam nga nag il faut nit yi nag soit libre de leur mouvement man damay nekk ci relation su ma xëyee relation bi neexatu ma dama koy arrêté est-ce que jar na ñu fat sama bakkan xam nga rey moom dara couvrir ko
rey pour man rey soo amoon 142 far. joxul droit sa benn si sa far yooyu ñu lay rey. mais tamit est-ce que bu ñuy waxtaan comme solution tamit loolu tamit. warul nekk jigéen ñi di moytu di dajale. bu fekkee gis nañu am na koo xam ne loolu tax ñu rey ko. jigéen tamit di yem ci kenn bañ a xëy lekk xaalisu kenn bàyyi ko ba mën ko jural mer te mënu la xam nan lay fajee meram. waaw bu jaral la nga yàq sa àdduna. c'est une question logique. kii li muy wax genre góor yooyu sax loolu sax mën nañu wax ne. ñooñu wéruñu góor sax dëggantaan des ñooñu dañu wéru mais moom non du caaxaan. wéruñu non quand même génn ak nit. bàyyi ma génn ak yow mais loolu moom ay détails la sax mais man li ma bëgg wax dëggantaan xam mooy lan ah yooyu moom non. tu as raison c'est des détails. wax na question la bu suufi nii waaye tamit non ñun wéruñu c'est vrai. ay gars yi ñun wéruñu mais góoru Sénégal dëggantaan mënuñu noonu fii xale bu leen kii ñu mbàyyi ko dem uti leneen parce que dëkk bi loolu jafewul mais xam nga laa bëgg wax. ça dépend fa mu tolloon ci moom ça dépend fa mu toll. yaa dëgg de léegi beneen mooy que tey gis nañ ni. ñu ngi wax kenn ñëw na ñu jël ko Aminta Paye salaamaaleykum. aleykum salaam Oustaz Matar ziar nañ la. ñu ngi delloo ziar Aminta. maa ngi si jàmm. sant yàlla. alhamdulilah maa ngi nuyu Oustaz Mohamed. ñu ngi lay fay. yéen a ngi si jàmm. ñu ngi si jàmm alhamdulilah. voilà je voulais juste participer par rapport ak seen sujet bi allo. waaw ñu ngi lay dégg. voilà parce que xam nga Oustaz dégg naa fan yii yëpp niñ koy traité démb jëm naa dugg ba sonn mais jotuma dugg gis nga le problème c'est au niveau de la base. nañu delluwaat tout d'abord ci éducation de base gis nga Socrate dafa mës di jàngal benn xale bi mu koy jàngal bu mu indi ko bi mu ko indee ñu toog journée lëmm mu jàkkaarloo moom di ko xool defuñu dara mu def ko à 2 reprises xale bi dem wax ko yaayam ne ko ñaari fan yi ma ñëw daal jànguñu dara dafay jàkkaarloog man di ma xool rek yaayam ne ko dem ba ci Socrate di ko laaj lu tax loolu mu ne ko kii mënuma ko jàngal parce que sopp ma mu wanee ni gis nga ñàkk soppante dina tax nit ki duñu def ci moom dara lu dugg ba pare nit ñi dañu tàggatul seen xel ak ci di leen tiital ci soppante nit dafay sopp moromam xam nga dañ la doon faral di wax philosophie dañ lay wax na sax ne la xale soo ko yóbboo école muy jàng ci à partir de kii préscolaire geste yi muy def dina la woon kii ban xale la su nekkee xale boo xam ne buñ ko joxee mu dessin mu bënn feuille yi dafay nekk ku agressif il faut ñuy tàggat nit ñi dañu soppantewul imaginez tey li nga xamante ne moom moo am ci dëkk bi moom mooy les gens ne s'aiment plus kenn muñalatul kenn soppatul sa morom ku ci nekk da nga boo amee lu la metti sax si nit bu doon mer bu ndaw tu préfères nga faj ko parce que nga def ko lu gën a metti lu ëpp mettit bi nga am donc loolu dafay pousser à ce que tey mën nga rey nit beneen bi moom mooy gis nga dégg nañu à chaque fois waaraatekat yi dañuy fexe di waar nit ñi di leen tiital ci àjjana safara mais pourquoi du ñu leen tiital ci dayoog faat bakkan pourquoi du ñu tiital nit ci ne waxuma la sax avant ngaa egg ci faat bakkan waaye nga xosi sa morom sax loolu wóorul ñu tiital leen ci parce que gis nañu fii nit ñi am nañu lu ñu ragalee yàlla mais problème bi mooy buñ leen ci tàggatul dañ koy ñeme te da ngay xool Sénégal léegi nit ñi dañu ñeme dee ñeme nañu dee ñeme boo demee si dëj xoolal tristesse bi nit daan toogee ci dëj amatul soo demee léegi dëj dafay mel ni événement suñ fa dajee nit ñi dañuy xaqataay dañuy kaf dañuy foo dañuy ree su nit deewee sax dootul defati ci yow benn effet dañuy wax sax naan laan ay ku la jege nu mu tuddati mën na bu génnee dëj lu mu metti tant que jege wala doo ko yegg mais léegi ku la jege dafay dee sax nga nekk ci dëj bi di def ay statut ak di snap. d'accord boo amee nit ku génn àdduna li ngay njëkk a xalaat xam nga moom mooy lan nga dem ci sa mur nga def publication wane ni am nga dese moment boobu xalaatatoo li nga ñàkk mais yaa ngi xalaat yégal nit ñi ce qui veut dire que léegi tiis bi amatul dayoo ci sa bopp les gens ne s'aiment plus nit ñi tàggatuñ leen ci ñu bëggante soppante ak tamit ñuy muñalante ba pare gis nga ci biir éducation de base dafa am yar boo xamante ne ndey buy nàmpal doomam moom la ciy def mooy xool bi mu koy xool xanaa xamoon ndey bi mer di nàmpal doomam doom ji xool ko mu di ko nàmpal ci xët-xët loolu mën na def ci doomam agressivité beneen bi aussi la sanction n'est plus lourde oustaz xoolal léegi da ngay jékki-jékki ba sàgg nga gis nit rey na nit ñu di ko waxtaanee ci koñ bi ñu jël ko tëj ko kaso buñ ko tëjee kaso nga toog jékki-jékki ba sàgg déggaat ñu ne génn na ba ñu rawale ko léeg-léeg nga toog nga dégg doomu autorité rey na nit wante dañ ko génnee dëkk bi jotuñu ko sax tëj kaso avec ça nit ñi buñ koy dégg dañuy jàpp ne bu ñu reyee dara dootu leen ci fekk ba pare dañu bëgg aussi nguur gi ñu leeralal ñu kaso yi lu fa nekk
parce que bu ñu demee ba fi ñuy sanctionné ñu ne noppalukaay la kon ku defati dara kay dañ lay yóbbu nga dem noppalu mais duñ la sanctionné beneen bi la loi sur peine de mort bi man je dis tout simplement dafa am loo xamante ne gis nga yàlla avant moo daganal wala muy araamal dafa artu dañu nañ leen a artu tout d'abord artu leen avant ñoo yegg ci dagan ak araam ak atte parce que tout simplement gis nga bu ñu artoo nit ki ba mu conscient ci li mu war a def du yegg fi nga xamante ne fa la ñuy juger peine de mort wala du peine de mort bu ñu yegsee ba ci peine de mort bi kan mooy rey naka lay reyee fan lañ koy reyee est-ce que kooku noonu nga xamante ne moom moo rey ki rey nit moom aussi yoon bi du dal ci kawam je pense que c'est des questions yi nga xamante ne dafay am ay points d'interrogation yoo xam ne jar ñu leeral ñu ko balaa ñoo tranché te tamit aussi tamit gis nga nguur dafa yaatu bu ñu nee nguur moom mooy assurer sécurité population bi mënta assurer sécurité kenn ku ci nekk fa nga nekk wante nag les grands axes war na ko mën a assurer daal di def décentralisation mu wàcc ci nit ñi. et puis nit ñi ñu di leen obligé ñu nekk ci yoon. d'accord. ñu obligé nit ñi ñu nekk ci yoon mais quand il y a trop de laisser aller nit ñi am sañ-sañ ba pare aussi tamit kenn yaratul kenn nit ñi tiitatuñu dara ragalatuñu dara li moom moo tax daal je pense que Sénégal toll fi mu toll nii. d'accord am na solo li jëf ji dafa garaaw. moom mooy rey nit ki ànd ak waa këram dem di jaale di dalal waa këram di leen defal te fekk ñoom naqar bi ñu nekkee yëpp yow yaa ngi ci seen biir bokk ko ñoom te yaa ko waral kooku sañ-sañ moom moo nekk ci ñoom. cofeel ak yërmande dafa jeex ci dënnam ñu jéggal ñu loolu la ne woon dañ koy participer. jërëjëf rafet na sant la baax a baax gërëm la Cheikhouna. waaw bon li mu wax yëpp ci wax bi nii. rafet na. ci wax bi nii ci wax bi nii. mais gis nga mbir sur la faisabilité la mbir yi doonee problème gis nga tey soo génnee prison yi fii génnee gars yi teg leen ay nit yu ñu yar yu bëri ñu ngi fa ay nit yu am diine yu bëri tey boo leen génnee fii bu dem fekk ay xaafis alxuraan de. ay gars yi xam sax xamuñu ko dafa am ay affaires yoo xam ne mise à part éducation bi nit ki su fa tolloo parce que tey am na koo xam ne bi muy def acte bi li su dul am na koo xam ne bi muy def acte bi parce que dama dégg benn mag muy wax mu ne que ne tout était ñàkk doon weddi yàlla parce que tey dafa am loo xam ne dafay favorable système bi dafay favorable ci def yenn jeexeetu ñaawte fi parce que tey dina am kenn koo xam ne nit dina fa dem ba toll ba su def yenn affaires yi sax yaram dootul feeñ yëpp dul feeñ mais situation bi muy toll moo koy poussé ci mu def yenn yi da koy def ba pare doog a rendre compte ni que ni moom li mu defoon li mu def baax loolu li mu def ëpp na te yooyu noonu yëpp tey moom laa wax que ni tey nga tey suñu réew yi dafa am yu bëri yoo xam ne suñu bëggee yii nii jóge fi dañ ko war a xeex te léegi wax nga ci benn mooy que tey nit koo xamante ni tey da doon jaay ay garab yoo xam ne mën na rey ay nit noonu la ñuy jàppee ay nit yoo xam ne li ñuy jaay loo xam ne dafay yóbbu ay nit ci ay état second mu nekk ci ay xeetu drogue dure ak yooyu noonu yu koy indi mooy que c'est tout un système boo xam dafa war a organiser mooy que tey suñu frontières yi tey soo gisee suñu frontières yi Gambie Mali ak yooyu noonu li fiy dugg ci ay xeetu ciné ba boo gisee suñu port yeeg yooyu institut yooyu noonu c'est des choses yoo xam ne ni bu ñu bëggee lii dañ il faut que ñu combattre loolu mooy que tey xeetu ciné ak xeetu drogue yi dugg Sénégal yëpp ñu combattre ko beneen bi mooy que tey prison yi tey jii nii tey au juste ñu xoolaat si suñu système bi nga xam ne moom la ñuy tëjee parce que tey xeet bu nekk day xool lan la nit ki lan laa ko mën a tëjee lan laa ko mën a tegee ay rek mu laal ko tey defal remarque Sénégalais yu bëri suñu leen jàppee wala ñu leen di recherche def nga remarque suñu jàppee seen yaay rek téye leen rek ñu ñëw léegi ay Sénégalais yu nekk en cavale lii wër pendant ay weer mais bu ñu jàppee seen yaay rek da ngay gis ni que am na benn sentiment boo xam te ni te tey gars yi rek dem ba tëj bi dematul fenn est-ce que tey waruñu xoolaat sanction yi yan façon sanction la ñu war a kii est-ce que sanction yi léeg-léeg duñ ci impliqué parents yi même si su fekkee ne parce que tey dëkk bu nekk dafay xool population bi yan sensation la am fan laa koy laal mu metti ko fan laa koy laal lii du ko defati est-ce que yooyu c'est des choses dañ ci war a réfléchir fan laa koy laal du nekk rey non fan laa koy laal parce que tey am na ko xam ne ma delluwaat ci peine de mort xam nga non peine de mort man li ma ci wax bañu ma ko de mais dama ne lu jiitu loolu dafa may matuwaay yu jël yoo xam jëlal kii ñu ñëwaat ci loolu jël ko asalaamaaleykum waaleykum salaam ñu de ñuy rafetlu seen émission bi jërëjëf ñaari point rek laa ci bëggoon xaw a leeral bismillah dafa mel ne médias yi bu ñuy wax affaire peine de mort day mel ne musu fee am léegi dañ ko fee war a indi daal te peine de mort depuis l'indépendance mi ngi fi ba 2004 Ablaye Wade moo ko fi dindi Senghor a ngi fi moo nekkoon na fi ba ni mu fi jógee bàyyi ko Abdou Diouf mi ngi fi woon Ablaye Wade moo ko fi dindi 2004 donc il faut bu ngeen di wax yéen ci mais da ngeen di fàttali ñi nga xam ne ñoom xamuñu ko woon ñu xam ne amoon na fi
kon lu ñuy rétablir dong lay doon. effectivement te boobu bi mu fa amee rey nañ fi ñaari it nan den def ba rey leen noonu kon kay aajuwuñu nan la ñuy rey nun koy def et cetera. yooyu xam nga day affaire mesure d'accompagnement mënu cee ñàkk. beneen bi ñun musulman yi ñooy ragaloo suñu bopp alors peine de mort parce que yàlla waxul fenn ne ku rey nan la rey déedéet. dafa ne ku rey te tey ko. dama bëggoon kooku vraiment ngeen ci instillé ku rey te tey ko. waaye ku rey ñu rey la xam nga loolu yàlla waxu ko fenn. ku rey te tey ko donc kooku bu ngeen ci incité dana nekk lu leer. parce que nit kuy dawal oto par exemple dal ci nit. chauffeur ba dee keneen dee wala deewul sax moom mu gaañu xam nga kooku kenn du ko rey. parce que tëyu ko mais koo xam ne kii xool na ni ba mu neex ko ñaari baat ñett mu génnee paaka lobb ko kooku moo ko tey. xaa yu mel noonu leen wax l'islam dafa leeral bu baax. ma bëggoon bu fekkente ne yéen wax vraiment bu ngeen ci mën a insister tuuti. dëgg la wax ne képp ku rey te tey ko. bu ngeen waxee peine de mort bu ngeen waxee loolu dañuy am solo daal maa ngi leen di sant di leen gërëm. am na solo jërëjëf. ci laa bëggoon a joxaatee Mouhamed moo tax may daanelaat ak Seexuna. ndax ñu bari bu ñu tuddee peine de mort tudd rey dañu yaakaar ne l'islam dafa ne rek rey leen te l'islam ñi muy rey ñu néew lañu ci biir bu waxee rey leen. loolu far góor gi ñëw na ci oustaz dana ko gën a leeralaat. boo daan leen ñu jox oustaz Mouhamed. xam nga paa bi léegi wax na ne que ni peine de mort amoon na fi. rey nañ ci ñaar nit man benn laa jàppoon à ma connaissance te ki ñu rey. lan moo tax ñu rey ko. politique ki bëggoon rey Senghor ak ki rey Demba Diop. justice dafay dellu si waat. ki rey Demba Diop ak ki bëggoon rey Senghor. ak ki bëggoon rey Senghor. ki rey Demba Diop ak ki bëggoon rey Senghor. benn bi politique la. parce que tey dam ñu bëgg parce que tey gis nga réew gis nga mbir lenn la da nga koy natt ci réew mi. man waxuma peine de mort mu am wala mu bañ am dama ne quel que soit alpha ak lu ñu ci mënti am rek nañu dooleel suñu justice dooleel police dooleel gendarme ba nga xam te ne tey bu dañ am moyen ñu defee ay enquête mu leer ñuy jàpp ci yooyu noonu ñooñu la parce que tey soo seetlu. léegi est-ce que peine de mort boobu mayitoon ku bëgg a rey chef de l'État ñu rey ko. mais est-ce que du loi bi moo ko may dañ koy appliquer dama ne mooy li ma la parce que loolu dafay war ni que tey su amoon tey jii bu amaat dellu soir amoon tey dina doon ragal ak njàqare bu mag ci Sénégalais yi tey ñu jiiñ sax un politicien wala dara parce que gis nañ fi barki démb moo Ndiaye fi parti socialiste ay politiciens xeex seen biir ñu jiñ leen que ni attentat ak nii jiñ leen que ni dañ mais su boobaa it Sénégalais ñooy jugaat taxaw waxaat Sénégalais yi xam nga fi mu toll ñooy revendiquer ku rey nañ la rey léegi nag bu amoon ñu appliquer ko ci politique gouverner c'est prévoir balaa ngay dem ci loolu da ngay prévoir yooyu ba pare ba régler problème yooyu noonu ba pare doo ko jëm ci loolu est-ce que ñi ngi koy régler est-ce que gouvernement bi léegi damay daanale sax si police tey ñun gis nañ ni Sénégal suñu policiers ak suñu gendarmerie amuñu moyen pour def enquête parce que gis nañ ni tey si policiers inspecteurs yi ñooy def d'habitude enquête yi tey soo duggee si police Sénégal la majeure partie des polices li fa nekk ci ay inspecteurs doy ay benn ñaar inspecteur moo ci am te ñoom ñoo habilité pour def enquête tey état dafa war a jox police ay dispositions ak ay nit yoo xamante ni am seen xam-xam màcc na ci def enquête parce que tey soo seetloo Sénégal lu bëri yu am ci Sénégal ak ci procès da ngay def remarque ni ay procès verbal rek la da ngay ñëw police ñu entendre tapé benn procès si ginnaaw loolu amul benn enquête tey auditement tribunal procureur def enquête wala mu ordonné enquête mu am mais tey soo xoolee ñun suñu justice ak suñu police ak suñu gendarme jumtukaay am pour def d'accord ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum salaamaaleykum waaleykum salaam. waa ñi ngi ziar. waa sëñ bi seen débat bi am na solo de. ah alhamdulilah nga dolli ci rek mu gën a am solo. waaw am na daal loo xam ne war nañ koo xalaat. mooy kan moo am droit rey. lu tax nga rey. mais du ñàkk mooy tax nit rey. am na ñoo xam ne ñàkk nañu rey ñu kenn. mais loolu bu amee nga def ko ci sago. mais bu ñu la reyee mais dara nekku ci parce que aussi dafa am loo xam ne nit ñi nga xam ne ñuy bañ peine de mort nañ ko xalaat mus naa ko wax ak kenn koo xam ne mu bokk ci droit de l'homme yi ma ne ko gis ngeen yéen a yàq réew mi ma ne ko parce que boobu dañu bokk taxi moom mu war a wàcc Patte d'Oie man ma jëm Géejawaay ma ne ko gëmmal tuuti mu gëmm ma ne ko xalaatal yow nga ànd ak sa soxna ak sa doom ñu dab leen indi ay ngànnaay ci seen kanam ñu rendi ñu violé sa jabar ci sa kanam ba pare rendi ko mu naaw ma ne ko lan moo doon sa réaction ndax kon di nga bañ peine de mort et puis loi dafa am ñu koy appliquer ki nga xamee ne dañ ko jàpp léegi parce que def na dégâts ñu ne ko léegi dañ lay tëj mais ki koy tëj am na ku ko war a tëj kon ki nga xamee ne def na lii te tey ko ki koy rey yoon dina ko fi teg pour mu rey ko ñee rey ca makk du yoon moo leen ko teg moo leen wax ne nañ ko def kon bu nu kenn sonal su fekk dañuy d'accord ne yàlla
moo fi teg lii te c'est normal wala ñu contre yàlla ne ko li nga def d'accorduñ ci. man loolu naa ko gisee. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi ku ñi gëmul yàlla sax. xel rek nangu nañ ko Oustaz Mohamed pour ñu gën a leeral ndax ñu bëri bu ñu waxee peine de mort débat bi nag bu ñu waxee criminalité daf ciy dugg moo tax baat boobu il faut ñu ciy taxaw tout le temps rawatina suñ bokk droit de l'homme si tout le temps dañ ci nekk di wax. mais tout le temps bu ñu tuddee peine de mort rek xel day dem ci l'islam diine rey dañ ñaan ku rey nañ la rey mais kañ la ñuy rey. xam nga Oustaz Makhtar démb maa ngi koy junj peine de mort qisaas sax man lay utiliser loolu mooy lafz shar'i mooy ku def ñu def la li nga defee. waaw ku def ñu def la li nga defee bu dee bëñ nga fell ñu fell sa bëñ bu dee yaa yegg ci étape waaw bët nga fëkk ñu fëkk sa bët ana nafsa bi nafsi waaw kay bu dee bakken nga jël ñu jël sa bakken wa sinna bi sinni walakum fil qisaasi hayaatun pour Cheikhouna pour wane ne l'islam lu muy indi dafay indi disposition yi nga xamante ne mooy permettre li mu bëgg mu am walakum fil qisaasi hayaatun yaa ulil albaab mu ngi wàcc ci suuratu baqara ku wax suuratu baqara wax ne mu ngi wàcc ci état bu Médine ci ñan la ñëwee doon wax ne ku def ñu def ko mu ngi ñëw ci benn société boo xamante ni nit léeg-léeg mu mënaan nit ëpp ko doole rey ko mooy société arabe loolu moo fa nekkoon société ceddo mais yàlla subhaanahu wa taala bàyyi na leen ci seen dundin woowu ñuy dund mu leen di yar ba ñu dund fukki at ak lu topp yàlla doog a indi nag ginnaaw bi mu defaree société bi mu doog a indi li nga xamante ne mooy walakum fil qisaasi hayaatun yaa ulil albaab ñaareel ba moo di ne soo delloo ci biir alxuraan yàlla ni ko góor gi waxee nekkul ku rey rek ñu rey la mais ki rey te tey ko ba pare tegtal yi wane que ne yow mii yow yaa rey parce que alqaraa'in il faut loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne yéen da ngeen di ñëw di àtte woo ci sama kanam léeg-léeg ñenn ci yéen gën a mën a wax ñeneen ñi ba yey leen ci lay bu ko defee man li nekk ci sama kanam ci lu leer ci lay basé wu àtte képp koo xam ne nag wax na ci ba yóbbu àq jàmbur ma basé wu ci li nekk sama kanam jox ko àq jàmbur na ko wóor ne mbubuk safara la gu ma ko daggal bu yeggee ci yàlla dina ko solal kon justice toujours ci fee yi nekk ci kanamam ci lay àtte du yàlla ñaareel ba moo di ne il faut que ñiy wax affaire droit de l'homme ñu xam ne ñun bokk liñ ñu gëmloo moo di ne alxaakimiya lillah yàlla subhaanahu wa taala moo am sañ-sañu àtte moo tax mu cëralal doomu aadama yi li nga xamante ne mooy àtte moo tax mu tëralal leen nu ñuy àtte nit ki nga xamante ni ko yàlla subhaanahu wa taala di wax ne ku rey bakken te tayoo ko xataan bu boobaa am na yeneen ni sanction mooy bakken dafa fort nit du ko def tëddi nelaw ci këram ku rey bakken te tayoo ko yàlla subhaanahu wa taala indil na yeneen i sanction yoo xamante ne dañ ko teg benn mooy li nga xamante ne mooy fa tahriru raqabatin wa diyatun musallamatun ila ahliha jox ndàmpaay mbokk yi jox ndàmpaay li nga xamante ne mooy mbokk mi illa an yasaddaqu lu dul mbokk yi baale mbokk yi mën nañoo baale sax mais su fekkente ne nit ki dafa rey te tey ko bu boobaa moom tegtal yi ñëw tamit ne xam nga boroom xam ne dañoo ne xatlul waaw ñu jël Oustaz Sow dañoo mi ngi ci ligne bi Moussa Sawa. waaw Moussa salaamaaleykum. waaleykum salaam. xam naa bu amee ku topp ci ginnaawam mu baal ñu bu ñu noppee dañuy ñëw ci si Abdoulaye Biaye ci la ñuy tëjee. bisimilah Moussa ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. ñu ngi lay fay Moussa. di am kontaan lool ci émission bi. xam naa ne émission yi même waroon nay bari lool. thème bi ngeen yëkkati nag dafa nekk thème boo xam ne bii bu complexe la. te it du yomb a réglé ndax xam nga Sénégal dafa am benn jàngoro boo xam ne bi moo ko tënk muy politique bu fekkoon ne bi lépp lu ñuy def dañ ciy génn politique te def rek te yàlla tax bu fekkee ne bi kenn ku nekk lay sa àq dañ la koy jox kenn ku ci nekk lay sa cër nga doxal ko bu mat sëkk te du am dara lu la gàllankoor muy politique bi moo waxoon léegi bu boobaa peine de mort bu ñu ko indee benn xel du ca am jiixi jaaxa waaye tey jii d'accord nañ ci indi peine de mort man d'accord naa ci indi peine de mort mais est-ce que bu ñu ko indee comme ni ngeen ko waxee sànq organes yi nga xam ne ñoo ko seq maanaam li demee ni police li demee ni gendarmerie
ak ñeneen ñi ko war lu demee ni tribunal bi àtte est-ce que ñooñuy saytu loolu ndax du ñu am benn gàllankoor ci wàllu politique ndax bari na lu fi xew mu dal ci koo xam ne ki xëy na kilifa lay doon wala boroomi bokk lay doon bu ko defee ñu seet nan lañ koy saytoo comme li ñu waxee sànq ne mbir dafay am ñu dem wutali kooku kayitu dof ne kii kat nangam ak nangam ak nangam ëllëg ki si biir mu taxaw ñi ñàkk taxaw mu ñu di leen mbëlee ma yaakaar ni réew mi dem na ba toll foo xam ne fii waxtaan wi ñuy wax ne lañu ko def dialogue bu mu yem rek ci politique dañoo war a saytu lépp tëggaat réew mi ndax fi mu nekk kat képp kuy borom xel war nga amum tiit ci réew mi ni muy doxee ndax rey gi bari na lool oto yaa ngi rey nit ñaa ngi rey ak ñeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen bu ko defee ñi nga xam ne ñu ñooy kilifa yi moo xam kilifa politique la moo xam kilifa diine la bu ko defee ñu gën a yëkkatiwaat seen kàddu fexe provoquer rencontre boo xam ne bi rencontre nationale lay doon du politique yi rek ñoo ko yor parce que politique yi bu ñuy wax dañuy wax ci la leen intéressé ci seen wàllu politique nan la ñuy faloo ak ki falu bu faloo nan lay aare pouvoiram pour bu ëllëgee mu bañ a xajam bu ko defee mu bañ a am esprit de partisan mais lépp ñu teg ko ci dëgg waaw bu ko defee ñu di ko teg ci dëgg ndax it kat am na loo xam ne lii bu ñu ko waxul it danañu ko joxoñ parce que sénégalais ñi ci gën a bari nangu ñu ko leen wax dëgg koo ci wax dëgg mu ne daf maa offensé dafa wax lii danañ ko defar ba ku ñëw ne la yaa tooñ te fekk na ay la yoon tooñul ko d'accord jërëjëf ñu ngi rafetlu seen taxawaay bi te daal di leen ñaan ne lii ne koy ne gën a yaatu ngeen dugg ci secteur yëpp ba ko defee leen lu ci nekk sénégalais yi nga xam ne dañu amul kaddu ñu permettre leen ñu mën di ñëw di joxe seen xalaat ñu ngi leen di gërëm di leen sant jërëjëf Cheikh Moussa ñu sant ko baax gërëm ko xam naa waxtu bi cate na damay ñëwaat ak yow rek biyaay ñu tënk wax lan mooy solution yi ndax it ñëpp a jaaxle ñëpp a jàq tey lu mel ne lii mujj mi ci kaawu bint bi dafa yaat lu bari ci sénégalais yi métit ak tiitaange rawatina ñu am njaboot rawatina ñu am ay doomi jigéen xëy rek violé nañu ko rey nañu ko nga am ay doomi jigéen yoo xam ne ñi ngi génn dem di jàngi dem di liggéeyi dem partout heure bu nekk ñu koy génn sa buntu kër tëjuwul tout le temps ñu am gardien sax bu dee ku mel ne bint gardien bu génn dem ndogu ji ginnaaw ndogoog dellu siwaat la xew-xew bi am nga xam ne léegi kenn wóolootul lan mooy solution yéen ñi nga xam ne yéen ay jàngat ci wàllu société lu ngeen di gis ne mooy delloo siwaat Sénégalu démb au lieu que Sénégal gi ñu toll nii tey waaw te xam na am na lu wax moom mooy Sénégal dañu war a régler d'abord problème politique xam nga ñun suñu malheur mooy suñ Sénégalais yi politiciens ñuy réfléchir ñooy décider malheureusement ñoom lu ñuy réfléchir loo xam ne lu essentiel ci dundu Sénégalais yi affaire organiser élection rek la ñuy tal lu mooy premier aspect mais xam nañ violence am na insécurité am na pour régler ko d'abord premier aspect Cheikh na wax na Sénégal dafa nekk dañuy naan zone de transit drogue bi daf fi circuler day dem te dañuy wax dëgg xale yi ñu ngi conséqué parce que agresseur du xëy rek nit agresse nit ki ak jaase comme ça foog mu jël dara donc drogue bi dugg na daanoo quartier chômage bi ngi fi oisiveté donc bëri na ay problèmes yoo xam ne pour régler ko dina difficile mais première chose mooy soxla nañ d'abord lu ñuy naan contrôle social ci koñ yi parce que nit ñi bañ a bàyyi bañ a seetaan parce que suñ continuer lan lay andi suñu ragalee nit ñi ñooy fippu day am sàcc nan la règlement collectif finalement day andi ay histoire règlement de compte c'est pas bon dañu war a dellu nekk une société véritablement organisée d'abord contrôle social commence ci koñ yi à partir des mairies ñu sentir présence police parce que police affaire gis na mbirum droit de l'homme yi lu ñuy bañ affaire peine de mort mais gën a fragile aussi police parce que police depuis le 23 juin depuis événement Mamadou Diop muy police ak gendarmerie souvent dañuy am problème d'intervention parce que boo kii ñu jàppale ce qui fait que loolu tamit gën na jouer ce rôle police donc police gendarmerie soxla ñu dooleel leen mais soxla ci Sénégal ñu gën a xam suñu quartier yi mais gën a bañ a waaw ni ñu ko dëkkee bañ a seetaan aussi identifier nit ñi xam ñooy ku nekk c'est important mais aussi bañ a seetaan parce que li mu wax naan fii dañu bàyyi marché bi jël espace xale yi dañuy commencer di dawal scooter sans papier di commencer jaay drogue ñuy seetaan bu ñu yàggee yeneen trafiquant de drogue yi bu ñu génnee prison dañuy màngaani ñëw si koñ ne koñ bii neex na léegi finalement koñ bi day doon koñu sans loi nit ñuy seetaan ba finalement ñu installer insécurité agression yi commencé bëri donc loolu il faut carrément ñu am ci réponse mais réponse boobu dafa soxla police waa koñ bi mairie yi parce que souvent suñu problème mooy suñu mairie yi secours rek jàppale nawetaan rek lañ fi nekkee mairie yi amuñu politique
de police de proximité. dëkk yu bëri loolu dañu war a saytu loolu bi ay ñu jox leen ay moyens yu tax duñ jël nger. bu dee ki nga xam ne moo war a saytu nit ki pour tere ko dorog war a tere ko yamba. moo amul salaire bi ko doy ba kiy jaay loolu moo koy am lu mu koy dollil. salaire ak moyen parce que léegi comme li kii wax tout à l'heure léegi histoire vidéo surveillance am tel te soxla nañ ko mais surtout daal police mairie ak benn leneen le reste nag mooy dañu wax dëkk bi dafa metti donc tant que réglé wuñu de façon structurelle problème mu emploi des jeunes problème mu chômage parce que nit ki bu génnee prison fekkee formé nañ ko pour muy liggéey boulangerie formé nañ ko pour muy liggéey mécanique nga jël atelier mécanique yëpp nga toj rasé bidonville yi amoon comme cité yi nekk nga rasé ne leen dem leen tel nit ko xam ne il était dans l'insécurité dans l'habitat ngeen ko installé dans l'insécurité joxoo ko réponse pour mu insérer mais finalement da nga koy mettre à la merci de la rue donc loolu aussi beneen problème parce que xool quartier ñu déplacé ak histoire terre avec tel dafa gën a verser ñenn ñi dans la précarité te nit ki bu nekkee dans la précarité. ki ne woon fenn de suturlu nga génne ko fa te amul. donc loolu da nga koy exposé. donc souvent moo tax day faa dana du ñàkk mooy indi insécurité mais yenn ñàkk yi. finalement day créer yenn. maanaam dañuy favoriser maanaam di wax nit ki ñàkk na doylu. na muñ du ko ñàkk def njombe waaye tamit buñ ko banaliser. ba bàyyi ñàkk gi noonu tamit te utuñ ci solution. donc te surtout que dëkk bi de plus en plus solidarité sociale bi nit ñi amatoo revenu ba lay permettre ngay mën a jàppale ñëpp. déjà partagé donc loolu gën na fi néew te li mu wax ci Sénégal am nañ une transformation sociale soo xoolee film yi bu njëkk film yi suñu film daara yi ko ci jamonoy tey film moral la film yëpp day jeex ak par kii moral mais les films léegi c'est des films yoo xam dafa am un changement notoire banditisme carrément dañuy def finalement dalay waaw yor fetal yor tel dafay ak te film yi daf ci am forte présence de garde-corps et de vigile te soo xoolee nombre de vigiles et de garde-corps yi am ci politique te c'est pas des garde-corps organisés c'est ay ku nekk mooy créer te ñooñu am nañu ci manipuler tel donc souvent du ñooñ ñoom ñooy andi parce que léegi li amuloon attaque ay wari wala attaque ay kii en plein jour déjà ak ñi ñuy former tamit ci armée bi libéré leen waaw te joxuñ leen donc armée sax mu ngi doon xool nu mu doon def ba gën a durer séjour bi ba jéem a récupérer ñeen ñi gën a insérer parce que koo xam ne jàngale nekk na commando nga insérer ko bàyyi ko dans la rue day andi problème donc ñoom ñu ngi xool ay stratégie pour xool comment les récupérer comment garder leen de plus durable au niveau de l'armée. boo mel ne li mujjoon a am fële ci Ndakaaru xaw ma ban quartier. Ouest Foire la Ouest Foire xaw ma ku bokk homme de tenue bokk ci jiyee jooju. waaw en tout cas daal je crois que mbir bi graaw na. am na ko xam mbirum éducation de base. donc au niveau des familles au niveau des écoles. parce que aussi dañuy wax souvent affaire police affaire tel même ci école yi soxla ñuy jàngal xale yi parce que soo xoolee aujourd'hui même souvent suñu bu njëkk étudiants yi ni ñu doon manifester mais de plus en plus léegi dañu gën a ñeme police. c'est-à-dire bu njëkk di jël grenade dañuy manifester police ñëw ñu daw mais léegi da ngay gis police ñëw booy dem jël ay benn baar pour barrer. c'est-à-dire que miin na xeex bi. kooku day traduire que on a une jeunesse de plus en plus bu gën a audacieuse gën a sañ même booy dem nawetaan ak làmb da ngay xool ni ñuy ñeme policier moo tax miin confrontation police ak jeune baax. mooy dellu si wàllu li Seex naa waxoon mooy war nañoo jiitu ndaw ñi fi ñu toll. bañ a yem rek fi ñu yemoon mais ñu indi yeneen yoo xam ne. te ñu soxla tamit comme li mu wax suñu politiciens yi. il faut que de temps en temps ñu toog ñu ngi koy def parce que li am na benn rapport boo xam ministère de la justice moo ko defoon en 2011 pour xool les causes des arrestations des jeunes gis nu mu évoluer bu njëkk dañ ay sàcc la woon sàcc yu ndaw courébis volontaire ñu gis de plus en plus dafa commencé am ay gang organisé banditisme professionnel donc ñoom sax ñu gis ne am na mutation donc ça veut dire que ñoom ñu ngi ciy gëstu mais petit à petit gis nañ encore ñu gën a gëstu pour gën a joxe ay réponses à travers écoles yi à travers daara yi parce que am na loo xam dañ koy oublier mais mbirum enfant de la rue c'est pas les enfants talibés xale boo xam ne 2 ans 3 ans ci mbedd amul tendresse familiale ay nit di ko sarax di ko dóor ñii di fay ay cigarette ci yaramam xale boobu jàngaloo ko dara jàngaloo ko nite xamul papa gi yaay kooku gratuitement mën na agressé nit boo xam ne ko bu âgé donc vraiment loolu aussi comme xale yi bàyyi ci rond point yi nii gis nañ leen tout le temps di leen romb ñu nekk fay 15 loolu moom police di romb di dem ak a ñëw pont Grand Yoff pont Colobane parce que 15 bi lan la 15 bi réponse la à la dureté des conditions de survie dafa sedd dafa metti day jël 15 pour oublier mais bu commencé dugg 15 rek c'est fini mu ngi verser encore dans la délinquance te yooyu dañ ci teg suñu bët di ko seetaan te état dafa war am réponse nationale par rapport à ces faits là d'accord jërëjëf bi ay jërë ngeen jëf ñu ngi koy wax ne waxtu bi dafa jeex tàkk bëggoon naa jox ku ne tënk waaye Mayte
mi ngi may wax ne waxtu wi nee na pëng su ko defee dana ñëw mottali li des incha allahu taala alxames ak jàmm. su bàyyee taar rek waxtu bi dina mat waxtu bi dina mat day taar rek. ay xanaa mayte. mayte na bàyyi taar rek. jërë ngeen jëf ñu sant leen bu baax a baax gërëm leen waaye daal benn kàddu lay tëjee Cheikh El Hadj Abdoul Aziz daf ko daan wax lu bari da doon wax ne mënuñoo ëpp yërmande yàlla mi nu bind mënuñ koo ëpp yërmande ci jaamam yàlla moo ne ku rey nañu la rey yàlla mi bind jaamam yi moo xam li gën a baax ci jaamam yi loolu buñ ko di fàtte tout le temps li nga xam ne nag moom la laaj yëpp Oustaz Mouhamed leeral na ko waaye daal ki nga xam ne bir na ne moo rey tëj ko fukki at ak ñaar fukki at ak lu mu mënti doon yaa ngi yokk naqar fameem fekk ñi ngi yëg ne mi ngi ci kaw suuf di dund waaye famille A am nañu naqar ci dañoo rey seen doom famille B ko rey ñu rey famille B famille A dëj famille B dëj jàmm am yàlla loolu la joxe comme solution A nañ am dëj dañoo rey seen doom B tamit nañ am dëj ñoom ñaar ñëpp ñu dëj ku nekk ñu ne la siggil ndigaale jàmm am boo lëgee famille C D mën naa am kenn du fa dee ayaat di sant mbokk yëpp di leen gërëm di ñaan sunu borom mu defal ñu sutura def jàmm ci réew mi delloo si waat dal incha allahu taala bi yaay ñu ngi lay sant baax di la gërëm di amaan mbégte ci bokk ak yow plateau waxtaan wi rafet na macha allah jërë ngeen jëf ci seetaan bi ba alxames ak jàmm incha allahu taala ñu wéyal li des subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله bu la àdduna diggée ni danga fiy sax wallaahi nax nga sa bopp àdduna kenn du fi sax kenn du fi sax. allahu akbar alhamdulillah